asalaamaaleykum mbokk yi ñu ngi dellu si waat di leen dalal fii ci seen télévision nationale RTS fépp foo leen mën a nekk ci réew mi ñu ngi leen di nuyu di am mbégte itam di dalal fii tey ñaari gan ci sama ndeyjoor monsieur le ministre de l'intérieur Aly Ngouille Ndiaye di jëwriñ bi nga xam ne moom lañ dénk kaaraange biir réew mi monsieur le ministre ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Tidiane maa ngi nuyu waa Sénégal ak fépp waaye mën a nekk ci bitim réew te di ñu seetaan ñu di leen ndokkale ci weeru koor bi ñu nekk. ci sama càmmoñ ñu am présence fii maître Oumar Youm di ministre des infrastructures des transports terrestres ak du désenclavement maanaam muy ministre bi nga xam ne jëwriñ bi nga xam ne moom lañ dénk ci liñ ko dénk dem bi ak dikk bi monsieur le ministre ñu ngi lay nuyu. ñu ngi lay nuyu di nuyu ñi ñu seetaan ñëpp di nuyu suma collègue Aly Ngouille Ndiaye di am mbégte di ñëw ci sa plateau bi. jërëjëf monsieur le ministre boo leen ñu gisee tey fii ci plateau bi ñu sol suñuy masque ngeen xam ne tey réew mi dafa am fu mu toll. ñu ngi fas yéene waxtaanaat ci li nga xam ne moo jaaxal addina bi yëpp tey muy coronavirus muy feebar bi nga xam ne dafa tàmbale fële ci Chine ci mois de décembre bi passé. ba léegi tàbbi na fii ci biir Afrique ñun nag fii ci Sénégal le 2 mars bi passé la ñu njëkk a ràññee feebar bi ci biir réew mi tey nag feebar boobu dafa law di law ba juróom-ñeenti téeméer ak fanweer ak ñetti nit gis nañu jàngoro bi ci seen yaram mu nekk ay lu ñu naan ay cas confirmé ci loolu waa Kër Docteur nag def nañ fi ay liggéey bu am solo ba ñetti téeméer ak fanweer ak ñeent wér nañu ba dellu ci seen i kër waaye nag am na ñeenti nit yoo xam ne ñàkk nañ ci seen i bakkan ak lu toll léegi ci téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñeent ñu ngi ci biir kër hôpital di faju xam ngeen ne loolu dafay wane ne rek feebar boo xam ne la feebar bu gaaw a wàlle te xaw na lëmbi adduna bi fi mu nekk nii boo demee lu toll dëkk bu ñu naan États-Unis ñi si dee rek ñi si ñàkk seen bakkan toll na ci juróom benn fukk ak ñaar ak li ci topp ci France lu ëpp ñaar fukki junni nit faatu nañ ci Espagne lu toll ne lu toll naka noonu itam faatu nañ ci lu ëpp ñaar fukki junni fii nag tey ci biir Sénégal li tiital askan wi lu ko gën a tiital mooy li ñu tuddee cas communautaire mooy maanaam ñoo xam ne dañu am feebar bi te xamuñu kan moo leen wàll te ñu xam ne feebar bii am na ñoo xam ne danañ ko am doomu jàngoro ji nekk ci ñoom te ñoom sax duñ ko yëg duñ ko xam di dem di wàll ñeneen loolu tey nag danañ ci delluwaat ci matuwaay yi nga xam ne état bi jëloon na ko ngir dakkal wàllante bi parce que fi mu nekk ni amul feebar bi amul garab boo xam ne daal ñëpp d'accord nañ ne moo koy faj am na daal ñuy jël yoo xam ne lu mel ne hydroxychloroquine di ko jox maladie mu am ay résultats yu baax loolu professeur Moussa Seydi ki nga xam ne moom mooy coordonné lutte bi fële ci hôpital Fann waxoon na ko waaye fi mu nekk daal li nga xam ne moo ëpp solo mooy fexe ba wàllante bi bañ am moo tax ñu naan nañu takk ay masque nañuy raxas suñuy loxo ni koo xam ne tamit amul loo xam ne lu nekk farata nga toog ca kër ga monsieur le ministre de l'intérieur comme ni ma ko waxee am na seetlu nañu ne que feebar bi mu ngi law ci biir dëkk bi benn la tàmbale woon ci 2 mars fi mu nekk léegi ñu toll ci junni am na loo xam ne tamit ràññee nañ ko am na ñoo xam ne ñu ngi jóge ci région di dem ci région te alors que dañu nekk ci état d'urgence ngeen jëloon ay matuwaay yoo xam ne même ci biir région yi sax am na yoo xam ne dañ koy tere am na yoo xam ne nag nit yaa ngi koy jalgati est-ce que fi mu nekk nii wax dëgg yàlla amul loo xam ne war nañ ko ci jubanti pour loolu mën a dakk pour ñu mën a aar citoyens yi. merci beaucoup ci laaj boobu nga ñu laaj comme ni nga ko waxee le 2 mars bi ñu njëkkee gis suñu cas ba néega ni mi ngi bëgg a gannaaw suba foog naa ne lay mat ñaari weer buñ ci tollee xam naa ne ministre de la santé dina def bilan wax ci ñaari weer yi bilan bu gën a exhaustif bii ñu war a def nii ak lii ñu war a wax nii tey c'est vrai que feebar bi mu ñëwee wax dëgg yàlla jaaxal na àddina ndax boo xoolee même ci milieu scientifique bi werante yi ci am rek
mooy wane ne des fois waroo am na ci maanaam amaguñ ci firnde bu wóor bu tax ñu mën ci wax yenn wax yoo xam ne day dëgër te du tox bu ngeen fàttalikoo feebar bi muy ñëw liñ ci njëkkoon a xam rek mooy wàllaate bi gaaw na mooy wàllaate bi li koy def mooy nit ñi ko yóbbu loolu moo tax ci décision yi njëkkoon a jël mooy nañu nit ñi moytu ndaje yi réunion yi loolu lañ njëkk a wax réunion yeeg rassemblement yi plage yeeg football yeeg rassemblement ci espace yi nga xam ne espace jaamu yàlla la mooy mosquée yi muy église yi nañ moytu nit ñi di fa daje ndax liñ jàpp mooy nit ñi ñoo koy wàllante rawatina bu ñu dende Sénégal c'est vrai boo xoolee lim bi nga lim léegi nii yeggaguñu 1000 en l'espace de 2 mois am na ci réew yoo xam ne yi en l'espace de 2 mois dépassé nañ des milliers de cas peut-être que li ko waral mën na am ci stratégie bi ñu doxalee moo war a wute ndax ñun yàlla def na laata affaire bi di fi ñëw xool nañ ko ni mu évoluer en Chine xool ko ni mu évoluer Europe donc am jàngat yu ñu ci def bi muy ñëw si ñun fekk na am na lu bari jàng bu ñu fàttalee bi feebar bi ñëw dafa tombeek Sénégal mois boo xam ne bii dafa bari ay ndaje muy ndaje diine yu am solo muy mois de mars ndaxte mois de mars bi muy ñëw daanaka ci la daje ak Porokhane ci la daje ak ziara général Tivaouane ci la daje ak Kazu Rajab ci la daje également ak ziara Layène Médina Gounass également ci comment dirais-je moom aussi nga xam ne war nañ fa def semaine ci la daje donc mu tàmbe woon période boo xam ne bii vraiment rassemblement yu bari am na Sénégal ci didactique bi président nañu kenn ku ne xam ne sensibilité religion fii ci Sénégal nañu waxtaan ak kilifa yi diine yi indi leen que ñu mën a comprendre mbir mi parce que au départ même ñun da ngay toog yaa dégg expliquer man mii jël naa sama téléphone expliquer ay kilifa yi diine ni nga xamante ni moom la affaire bi doxee booba melagutoon nii bu ñu fàttali booba c'était au début mars waaye yàlla def ñu sutura ba ñoom ñëpp ñu adhéré ci mesures yi nga xam ne jël nañ ko maanaam loolu moo waral aussi peut-être affaire bi évolué wul ni mu évolué ci yeneen dëkk yi parce que teel nañu dakkal réunion yi c'est vrai que am na yoo xam ne yi des na parce que nag xam nga Sénégal boo leen bëggee tere yu mel noonu day xaw a compliqué mais bon heureusement avec la pédagogie fexe nañ ba ñu nangu ko tey nit dana am dëj ñu bari duñ la topp ñu bari duñ dem ci kër ga dañuy toog jaale téléphone parce que jamono ko laaj nit day am ngénte daanaka kenn ngéntetul dañuy tudd rek daal di jàll ci leneen te yooyu yëpp ay habitudes yoo xam ne jafe woon naa génn ci Sénégalais yàlla suturaal nañu nag ba tey wax dëgg yàlla bu ñuy wax moins de 1000 cas en l'espace de 2 mois en tout cas ci suñu réew ak képp koo xam ne Sénégalais yi ni daan demalanteeg dikkalanteeg nuyanteeg mbëkkanteeg yëpp ci biir ci marché yeeg ci kaar yeeg ci lépp donc peut-être dañ ciy sant yàlla déjà ci loolu waaye nag wax nga ko léegi remarqué nañ bi nga xamee ne bii daanaka cas importé amatul parce que tëj nañ bunt yi boo tëjee bunt yi nit ñi daan jaar fexe ba toog pendant ab diir keneen ñëwul ñu toog lu mat fukki fan ak ñeent keneen ñëwul daanaka période boobu la cas importé yi jeex amaan na sax entre cas yeneen yi ñëw mais yeneen yi ñëw mënees na ko comprendre parce que ay doomu Sénégal buñ ñëwee ba ci buntu Sénégal di fëgg bunt bi buñ feebaree tamit dañ leen di jëli loolu mënut a ñàkk loolu moo tax mu amaat après sax cas importé yoo xam ne yii peut-être mën na jógee ci Sénégalais yoo xam ne dañoo tukki woon ñëw bu ci buntu Sénégal ñu autorisé ñëw waaye li nga xam ne lii temps yi moo commencé peut-être jaaxal nit ñi mooy cas communautaire yi cas communautaire yi nag li koy waral mooy nit wàll la feebar bi te xamoo kan la donc da ngay dem ci bërëb jëlee ko fa bërëb yooyu nag mën nga ko jëlee ci koo xam ne kii peut-être que moom sax xamul ne feebar na parce que feebar bi noonu la ñu ko jàngate koo xam ne kii mi ngi feebar développé benn symptôme maanaam symptôme yi ñuy faral di wax ne nañ day am courbature amu ko day saqatul dafay tisoliwul boppam day méttiwul amul fièvre loolu mooy cas yi symptômes yi ñu am bu fekkee ne loolu lépp amu ci te ba pare mu am doomu jàngoro bi te période boobu mu ko am moom xamu ko mën na ko wàllaate donc loolu moo tax cas communautaire bi daal di garaaw donc effectivement mën nga gisanteeg nit d'une rencontre anodine mu jëlee ko fa daal di ko yóbbu sa kër boo demee yow dana la xam peut-être mais xamoo foo ko jël loolu mooy cas communautaire loolu moo tax nag ñu gën a jëlaat yeneen mesure bi nga xamante ni cas communautaire yaa ngi jël
ñu avancé ci réunion yi ñu amoon ñu ne dañ koy continuer gannaaw état d'urgence bi mu ñëwee ñu dakkal demlante bi dikkalante bi boo xam ne bii ministre yu mën a ci dikk léegi c'était pas une mesure facile à prendre parce qu'il fallait voir lan la ñuy def est-ce que dañuy dakkal entre régions est-ce que dañuy dakkal entre communautés parce que li gënoon a yomb mooy pour que aussi booy def mesure da ngay jéem a xool aussi naka nga ko mën a appliquer li gënoon a yomb effectivement moom mi sax moo ma convaincre ne ma li gën a yomb monsieur le ministre mooy nañuy def interurbain nga xam nañ garage interurbain yi fi ñu jógee donc boo fekkee daggal nga ko déjà oto dootu fa jógee donc loolu mu doon lu am solo ci décision bi ñu jël ko donc loolu mooy li ñu jëloon léegi nag communautaire bi mi ngi dem mi ngi law ñu jàpp aussi que ne nañu fexe ba tey nit ñi dem di am masque barrière masque yi di ko def ci transport en commun yi non seulement moom jëloon na mesure pour limiter nit ñi peut-être dana ci dikk waaye ñu ne boo duggee ci biir nga def sa masque bu ngeen demee ci bureau yi ngeen def seen masque bu ngeen demee ci comment dirais-je bureau yi même administration ñu def suñu masque gannaaw ba ñu bari ci administration wàññee seen effectif la fa dese kës néew ñu def ay masque donc am nañu yaakaar ne déjà loolu wax dëgg yàlla décision la boo xam ne bii très rapidement nit ñi adapté nañ ko donc am nañu yaakaar ne dana ci mën a indi ay saafara ci lii nga xam ne lii mooy coow li muy cas communautaire. jërëjëf monsieur le ministre sa naataango wax na ko léegi ci njëlbeen Sénégal dafa jël ay décisions rapidement parce que seetlu nañu par exemple dëkk bu mel ne France ba mu duggee ci dëkk ba en janvier dañu toog ba mars doogay confiné doog a wax nit ñi dañ toog am na sax ñu naan loolu moo tax feebar bi am fa yaatu fa yaatuwaay bi mu fa yaatu waaye yéen jël ngeen ay matuwaay yoo xam ne tax na bu yëf yi xaw a taxawandi waaye gis nañu ne sénégalais yi tamit saa yi bu ñuy tàmbali mbir dañ koy tàmbali ak doole waaye bu yàggee rek ñu am lu ñu naan relâchement maa ñuy commencé bàyyeeku est-ce que léegi commencé ngeen waxtaan yow ak sa naataango pour li ñu nga xam ne gis nañ ko te transporteurs yi ñenn ñi ba ñëpp ñoo xam ne bariwuñu sax naam mais ñu ngi jël ay yoonu suuf ak yooyu di dem ci interurbain ba nga xam ne ñu ngi indi cas communautaire yooyu ñu doon wax. d'accord bon maa ngi lay gërëm ci question bi nga posé comme ni ko ministre de l'intérieur waxee. Je pense que Sénégal quand même teel na jël ay matuwaayam ci direction au président de la République pour indi ay mesures yi nga xam ne dafay gàttandu lawtanu feebar bi ci Sénégal moo tax bi ñu amee sunu cas communautaire le 2 ci la ñu commencé jël ay mesures d'endiguement maanaam pour suuxal lawtanu feebar bi ci Sénégal te loolu defe naa gis nañ jeexital bi parce que nag comme ni mu ko waxee am na dëkk yu bari yoo xam ne en moins d'une semaine dañuy am plus de 1000 cas am ay 1000 morts des fois donc loolu dañ koy gis donc liggéey boobu liggéey bu am solo la ñu koy liggéey ak structure bi nga xam ne moom mooy comité national de gestion de l'épidémie xam ne moom mooy formuler ay recommandations jox ko président de la République mu jël ko saytu ko def ko ay directives ministres yi appliqué ko donc booy xool 2 mars ba 20 mars amuñu cas communautaire ñu ngi commencé am le premier cas je pense c'est le 20 mars dañu commencé am cas communautaire aussitôt après la ñuy jël ay mesures aussi parce que stratégie de lutte bi stratégie de plan graduel la maanaam au fur et à mesure ñuy gis ay mbir yuy feeñ dañuy indi ay mesures d'anticipation pour que mbir yooyu bañ a am doole donc déjà le 23 le président de la République jël décret instaurer état d'urgence demander que ñu jël ay mesures complémentaires de l'état d'urgence mesures yooyu sur le plan administratif ministre de l'intérieur ñëw na ci d'abord mooy interdiction transport interurbain maanaam transport dëkk ak dëkk yoo xam ne bokkuñu périmètre urbain li taxoon ñu def ko aussi mooy transport dafa xaw a compliqué gérer Sénégal boo ne woon transport interrégion boo mooy de département à département nit ñi dinañ déplacé wu de commune à commune nit ñi dañuy déplacé wu te doo ko mun gérer te dëkk bi nekk na dëkk boo xam ne wutu xaalis jaral na leen lu bari donc ci yooyu la ñuy profité bu dee réglementation bi strictul leerul ci la ñuy profité di def ay kii moo taxoon ma waxtaan ak su ma rango ma ne ko jàpp naa ne bu ñuy interdire nañ interdire transport interurbain loolu tamit mu def ko te wax dëgg gis nañu résultat yi muy profité ci occasion bi pour sant quand même transporteurs professionnels yi nga xam ne dañuy yëngatu ci transport am agrément ñooñu wax dëgg yàlla respecté nañu mesure bi ku dem si gaar yi di nga gis ne gaar yi tëj chauffeurs yi ñu ngi toog seen kër opérateurs yi tamit joxe nañ ndigal seeni chauffeur pour ñu bañ a dawal auto transport public mais li am mooy transport
bi nga xam ne moom la ñuy tere mooy transport boo xam ne yaa ngi koy def te amoo agrément amu autorisation administrative pour def transport amuloo assurance bu accident amee ci oto bi kenn du ko assuré kenn xamuloo fenn xamuñu la ci ministère de l'intérieur xamuñu la ci ministère des transports te yaa ngi jël ay nit di leen voyager loo di dëkk-dëkk di jël xaalis bi def sa poche ñooñu ñoo indi problème yi ngay gis yëpp parce que transport clandestin boobu non seulement dañ koy def mais dañuy jël ay piste ay yoon di ci jaar ba nga xam ne duñu leen mën a jàpp parce que boo jaaree ci tali bi ñu la contrôler dinañ la jàpp dañuy jël ay piste yu bare bari di si jaar donc loolu moo indi ngay gis ne déjà ñu naan di jóge na fi dem ci beneen dëkk yóbbu na fa feebar bi tasaaroo na si biir dëkk bi donc loolu lu ñu war a ñaawlu la lu rafetul la lu baaxul la ñi nga xam dañuy dund ci transport bu dee ñoom ñoo dem ba arrêté parce que ñooñu ñooy les vrais acteurs du transport à plus forte raison ñi nga xam ne nag wax dëgg yàlla kenn xamu leen ci transport ñu bëgg nag lawal mbir mi ci biir dëkk bi te loolu kenn waru ko nangu parce que nag sunu ennemi dëgg mooy coronavirus bi maanaam mooy feebar bi képp koo xam ne da ngay ubbil ay yoon feebar bi ci biir Sénégal jàpp na ne man yow yaay complice u ennemi Sénégal boobu ci loolu yaa ngi mettre en menace la sécurité sanitaire du pays te loolu waruñu ko d'accord moo tax d'ailleurs boo suivre conseil des ministres démb président daf jox ay orientation yu leer ba pare nag jël benn ordonnance boo xam ne dafay indi ay sanctions yu tar teg ko ci képp koo xam ne yaa ngi foye mesures yi nga xam ne jël nañ ko te mu nekk mesures yoo xam bu ko ñëpp appliqué Sénégal mun na mucc bu baax ci yëf yi ku koy foye di ubbi bunt ci feebar bi nag yoon dal sa kaw bu baax a baax. jërëjëf monsieur le ministre de l'intérieur comme ni nga ko waxee sànq am nay mesures yoo xam ne jëloon nañ ko yow ak sa naataangoo yéen a ci waxtaanoon mu jóge ci directive bu président de la République moom tam mu jóge ci li nga xam ne comité bi nga xam ne mooy saytu feebar bi ay borom xam-xam nekk ci ñoom ñoo joxe orientation yooyu la waaye tey dañu seetlu ne que mbir mi doxewul comme ni ñu ko xalaatee léegi lan mooy jafe-jafe yi lu tax loolu am te fi mu nekk nii déployé woon ngeen ay force ak ay éléments ñu nekk ci yoon yi pour tere loolu waaye taxul mu am lu tax loolu. en fait boo seetloo bi ñu jëlee mesure ci bi président jëlee décret bi ci couvre-feu bi ñu jël arrêté yi ci topp. gën a xóotal ci tere yi. boo seetloo quand même sur le terrain wax dëgg yàlla c'est respecté yaakaar naa ne sa équipe yi seen équipe yi gis nañ leen ñu génn ci dëkk bi di xool ndax nit ñaa ngay génn li ëpp tey fi mu toll nii à part peut-être les 2 premiers jours nga xam ne à Dakar pour des problèmes de transport 2 ou 3 premiers jours xawoon na jafe pour nit ñi mën a dem ñibbi bi nga xamee ne loolu am na waxtaan naa ci man benn guddi ma génn daje naa d'ailleurs jour boobu seen équipe yi parce que dama génn gis leen ñuy def benn reportage ñu fekk ma Cambérène ma daje fa ak ay doomu Sénégal yoo xam ne yii dañ doon liggéey Ndakaaru wàcc jot ñu wàcc 3 heures ba 20 heures passé mënuñu am oto bu leen yóbbu ndax booba fekkoon na ci mesure drastique yi ñu jëloon Dakar Dem Dikk wàññi flotte bi doon nekk ci transport bi nga xam ne dem naa ba constaté ci loolu ci la woo suma naataango ministre des transports wax ceeg moom ñu waxtaan ci ak président de la République moom ci boppam mu jël décision jox ay moyens Dakar Dem Dikk pour que ñu yokk kaar yi pour que nit ñi mën a ñibbi avant semaine boobu di jeex daanaka booy wàcc fii 20 heures doo gis kenn ci tali bi te li am Dakar moo am pratiquement partout donc nit ñi respecté nañ couvre-feu bi c'est vrai comme ni mu ko waxee ñi nga xamee ni ñi tey ñi ngi def transport de façon illégale ñoom ci ñenn ñi ñooy def loolu mooy maanaam ñi jël yoonu suuf yi di jël n'importe quel genre oto di ci dugal ay nit wala ñi nga xam ne dañuy jël comment dirais-je 2 roues yi di ci yàpp ay nit ci distance yu sori d'abord 2 roues ci boppam ministre des transports dafa am arrêté bu mu defoon pour tere sax ñooñu di def transport interurbain ñooñu defoo c'est même pas autorisé mais ñi ngi koy def mooy ñi nga xam ne ñi ngi def transport te waruñu ko def donc am na ci ñoo xam ne ñii parce que jaaruñ ci yoon conventionnel yi terewul tamit malgré cela bi nga xamee ne bi yëg nañ ko am na ay mesures yu am solo yu ñu ci jël yoo xam ne yi mooy fexe ba takk der yi di gën a dem ci àll bi xam nga zone yooyu en général zone yi ñuy intervenir vraiment gendarmerie def na ci liggéey bu am solo parce que jógee nañ ci tali yi di leen kar ci yoonu suuf yi gis nga peut-être que communiqué woon ñoom ci biir lu bari
mais bi nga xamee ne bii mbir mi am na boobaak léegi ba démb ñi ngi immobiliser 7876 véhicules gendarmerie ak police immobiliser nañ ko ci diir boobu depuis le defee couvre-feu ba léegi ni lu ëpp 3700 motos immobiliser nañ leen interpellé nañ également lu ëpp 16000 personnes xam nga loolu peut-être que ñoom communiqué wuñ ci mais loolu mooy résultat yi am na ci nag ñoo xam ne ñi dégg ñu rëcc parce que cas yi ngeen dégg yëpp ñu ne la dem nañ béréb sàngam léeg-léeg ñu ne la ay clando ñoo leen yóbbu ci yoonu suuf yi léeg-léeg nga dégg ñu ne ay Jakarta ñoo leen yóbbu ci yoon yi donc loolu am na aussi bien biir Sénégal que sax diggante Sénégal ak réew yi nga xam ne yi moo ko wër donc muy transport bu ñuy def de façon illégale am na mesure yu mu ci wax yoo xam ne jël nañ ko ci fan yee ñu génn am na transporteur am na pas transporteur ay clandestin yoo xam ne topp nañu leen ba jàppoon ci ñeent ñooñu yóbbu na leen bërki démb tribunal ba kenn ki condamné nañ ko à 1 mois ferme te boobu mesure yu bees yi ñëwagul mesure yu bees yi nag moom bu ñëwee ko peut-être que yum dana ci ñëw léegi nii mais condamnation yi dana gën a sévère donc fii may wax ak yow yaakaar naa ne ñett ba ñeenti chauffeur ci oto yooyu ñi ngi woon dig en tout cas ba tey yaakaar naa ne demaguñu woon parquet wala suba la ñuy dem parquet te gëm naa ne bu ñu demee également danañ jànkuwante rek yoon def ci ñoom lu war parce que li ñuy def dañuy mettre la vie d'autres Sénégalais en danger te nag dërëm rek nag jaru ko parce que mbir mi ñëpp ci sonn donc il faut nit ñi comprendre que amul benn secteur bu ci amul problème amul benn secteur yëpp daa ngi nii ñun ñëpp suñu service yi daanaka wàññi nañ ko tey jii liggéey bu ci 100 daan def 30 ko yenu parce que 60 yëpp ñu nga toog donc wàññi nañ administration wàññi na donc boo déggee ne wàññi nañ te liggéey bi yokku na man su ma jëlee ñun suñu liggéey ñi nga xam ne ñoo war a saytu kaaraange réew mi suñu liggéey dafa yokk carrément te pourtant dañoo wàññi su mooy peut-être tout ce qui est administratif dañ ko wàññi sur le terrain donc am na solo ñëpp xam ne lii ñëpp ci ñoom la méttiwul rek ci benn wàll bàyyi ñi ci des donc kenn ku ci nekk am na moom wax na ko ñi nga xam ne ñi c'est des transporteurs officiels mais kenn ku ne xam na ne boo daan dem gare routière bari na ñu ci dund c'est pas uniquement sax chauffeurs yi ak transporteurs yi tey kenn dematul donc ñooñu am na luñ ci ñàkk donc gannaaw ñooñu nag di ci liggéey ci yoon ñoo ci ñàkk waxuma la nag ñeneen ñi nga xam ne dañ ci daan liggéey te du yoon te di ci liggéey ci conditions yu normal du loolu rek yem ci marché yi aussi parce que dañuy wax fi mbooloo di daje mbooloo ñi ngi daje ci oto yi waaye ñu ngi dajale également ci marché yi. jërëjëf danañ ci dellu si monsieur le ministre ñu dem rek si nekk waa régie bi pare ñu dem seeti benn reportage boo xam ne suñu benn naataango Moussa Mané defoon na ko dem seeti effectivement liggéey bi nga xam ne waa gendarmerie ñu ngi koy def di arrêté oto yi nga xam ne ñu ngi jaar ci mbedd suuf yi. ci kaw asamaan si ñu ràññee ci aéronef bu section aérienne bu gendarmerie moom nag day wër oto yi nga xamante ne ñoo nekk di jël àll bi ngir ñu mën a dem ci région yi rawatina ci yenn localité yi mu mel ni renseignement boo xamante ne am na solo bu baax a baax ndax dina tax ba éléments yi nga xamante ne ñoo nekk ci brigade yi daal di déployé wu ci zone yooyu nga xamante ne oto yi fa lañ bëgg a jaar mu mel ni bii brigade bu nekk fii Tivaouane tamit moom taxaw na tem ngir traquer ñi nga xamante ne ñooy nit ñi di jël yoon yooyu. brigade Tivaouane si ndigalu kilifa yi toujours am nañu ay barrage yu ñu tëral si kaw tali bi pour contrôler oto yi wante tamit am nañu patrouille mobile maanaam ñi nga xamante du ñu nekk si kaw tali bi dañu nekk di wër si yoon yu ndaw yi pour mën a intercepter oto yi. loolu nag liggéey boobu moo tax ñu am résultat bu toll nii tey maanaam ñu jàpp lu toll si 2 oto yi nga xam ne dañ doon contourner dispositif maanaam bàyyi yoon bi di daw si tali àll yi quoi yi nga xamante ni dañu bëgg a jóge fii dem Dakar wala jóge fii dem Darou Moussi wala jóge fii dem Louga. beneen compagnie boo xamante ne moom tamit mu ngi ci wàllu opération boobu mooy compagnie bu Touba mu mel ni liggéey bu am solo la nit ñi nekk di def fii ngir ñu mën a immobiliser oto yi nga xamante ne daanaka nekkuñu di respecter lii di état d'urgence bi. ci noonu man ak capitaine Mouhamadou Diallo bi ci lañ jëlee sunuy disposition maanaam déployer ay éléments ci yoon yi nga xamante ni yëpp fa lañ waroon a jaar pour dem déployer aussi tamit sunu moyens yi nga xamante ni moom lañ am muy oto ay moto lépp pour xeex ak ñoom. ci noonu ci lañ amee yenn résultats yi depuis boobu mën naa ni jàpp nañ ci 620 personnes muy juróom benn téeméer ak ñaar fukki nit ci ñooñu juróomi nit ñi dañ leen arrêté ci aussi téeméer ak ñeent fukk ak juróom ñaari oto téye leen téye ti tamit fanweer ak juróom ñaari moto
ginnaaw opération boobu nag ki nga xamante ne mooy commandant légion centre ouest muy colonel Cheikh Sarr nag moom nag indi na ay leeral ginnaaw bi nga xamante ne am na benn vidéo boo xamante ne mu ngi daw ci réseaux sociaux muy wone ay car yoo xamante ne dañoo yeb ay nit di jaar ci àll bi jamono ji nga xamante ne ci gox yi nga xamante ne ñoo nekk ci Sindia ak li ko wër am na fay tool yoo xamante ne béy bi daanaka ñor na mu mel ni ñooñu nag dañuy dem pour witti lépp loo xamante ne béy nañ ko fa leneen li nga xamante ne wax na ko nee na nit ñi nañu xoolaat bu baax lu ñuy xool ci biir réseaux sociaux yi loolu moo tax mu ngi ñaax nit ñi nag ñu xoolaat bu baax a baax li nga xamante ne moom la ñuy fekk ci réseaux sociaux yi. jërëjëf Moussa Mané monsieur le ministre ñoo ko déggandoo donc gisandoo ko itam am na ay liggéey bu am solo boo xam ne ñu ngi koy def waaye dafa des te sànq sa naataango ministre de l'intérieur wax na ne am nay ay matukaay yu bees yoo leen jël yooyu yàlla pour. d'abord damay féliciter vraiment les forces de sécurité gendarmerie ak police parce que ñu ngi liggéey ak ministère bi dans le cadre de brigade mixte moo ñuy permettre d'ailleurs ñun ñu am remontée de données. ci liggéey bi nga xam ne ñu ngi koy def di xeex ñëpp ñi nga xam ne dañuy def loo xam ne dañuy jalgati yoon donc loolu war nañ leen ndokkeel bu baax parce que liggéey bu am solo la moo tax d'ailleurs ñu jëlaat mesures yu bees parce que gis nañ ne xam nga 10 000 véhicules immobilisés loolu mooy côté police li ma wër mooy gendarmerie bu defee statistique am dinañ dépasser loolu mooy ça veut dire quand même am na ampleur. Pour vous donner un exemple, li ñu def ci Dakar ci ñaari semaines yi 1791 véhicules contrôlés 34% 619 véhicules sont en infraction donc te xam naa ne tool mooy 2 semaines bu ñu agrégé waatee affaire yi di nga gis ne au moins 40% des véhicules contrôlés sont en infraction ci période boo xam ne dañuy xeex jàngoro mu tax ñu jël 1000 milliards indi ko ci askan bi pour xeex loolu équiper hôpitaux yi def lépp li nga xam ne war nañ ko def mais loolu waruñu seetaan muy yàqu di nax saay moo tax ñu président jël mesure pour ne dinañu xeex bu tar ñi nga xam ne dañuy jalgati yoon mesure boobu jël nañ ko démb ci conseil des ministres benn ordonnance buy yu aggraver sanction yi nga xam ne moom moo am ci ñuy jalgati yoon di ubbil buntu feebar bi képp koo xam ne yaa ngi def transport boo xam ne transport bu illégal la di jël nit ñi di leen yóbbu dëkk ak dëkk te xam nañu ne loolu dañu ko aaye danañ la daan benn atu kaso ba juróomi atu kaso def la amende 1 million ba juróomi million ba pare nag doo mun a bénéficier circonstance atténuante maanaam li mu wóor mooy kon peine bi ñu lay administrer peine ferme lay nekk amende bi lu mu néew mënul yées 1 million de francs CFA loolu mooy li nga xam ne mesure yu bees la yu ñu indi pour que sur la chaîne de sanction maanaam ñiy constater infraction ba ñiy juger infraction bi faaw ñu taral seen loxo ba nga xam ne ku ñu jàpp ci lu mel nii da nga ko regretter yeneen mesures yi nga xam ne ñu ngi ñëw mooy les mesures administratives mooy que ne oto yi ñu jàpp parce que dañuy jàpp oto yi immobiliser leen mu fees ci gendarmerie bi police du ñu xam fu ñu leen def oto yooyu dañ leen di yóbbu fourrière ñu di yóbbu kas ñu yàq leen carte grise oto bi dañu koy retirer permis ki nga xam ne mooy dawal oto bi dinañ ko retirer aussi donc sanction administrative yooyu dañuy ñëw compléter l'arsenal de sanction pénale bi nga xam ne déjà ordonnance bi prévoir na ko loolu boo gisee ñu koy def su ay soxor wala mais dañuy jàpp ne lii xeex bu tar la ñu def ci ay milliards yi dul jeex tey économie bi taxaw nit ñëpp di jooy mais ñi nga xam ne dañu bëgg a lawal période bii pour mu gën a étendre sur la durée mais pour man ñooñu wax dëgg yàlla waruñu leen may fu ñu lekkee seen nag comme ni ñu koy wax donc dañu leen war a pousser dans le dernier retranchement ba ñu xam ne 20 000 francs yi ngi ciy jël 50 000 francs yi ngi ciy jël par rapport ak bu ñu la jàppee jaru ko te nag ñun ñëpp dañu war a xeex bi ñu ngi féliciter tout le temps le ministère de la santé di féliciter le personnel de santé mais ñun ni ñu leen war a mën a féliciter dëgg du ay wax ci sunu taxawaay dañ leen war a jàppale ba nga xam ne ils auront moins de malades ils auront moins de cas graves Sénégal nekk ci jàmm comme ni ñu ko defee ci mesures yi ñuy jël ñëpp gis ne wax dëgg yàlla mesures yu am solo la mën ko accompagner. waaw monsieur le ministre comme ni nga ko waxee mesures yi maanaam daan yi da ngeen koy taral ba nga xam ne pour décourager nit ñi def bañ ko def
sànq itam wax nga ne am na ñoo xam ne ñu ngi respecté consignes yi te ñoom ñoo gën a bari sax mooy ñi nga xam ne ay professionnels lañu. ñooñu nan ngeen leen di jàppale parce que fi mu nekk nii nekk nañ ci lu metti parce que ñu ngi taxawal seen oto dematuñu. am na tamit ñaari question yoo xam ne am na koo xam ne mu ngi tudd Idrissa Ndiaye nekk ci Linguère mu lay poser question monsieur le ministre mu naan ñoom si ravitaillement bi lu ci gën a bari Touba lay jóge di ñëw Linguère léegi ñoom naka la ñuy def ak voilà loolu ak kii nga xam ne mooy Thierno Ismaïl Goudiaby nekk ci Rufisque moom tamit doon wax nan la ñuy jàppale chauffeurs yi ñi nga xam ne ñoom dañoo dakkal seen activité toog pour respecter dogal yi nga xam ne jël ngeen ko. c'est ça d'abord ci ravitaillement yi il faut ñu préciser ne transport de marchandise kenn dakkalu ko maanaam transport de marchandise moom ci dëkk ak dëkk ak xanaa couvre-feu rek nga dul daw mais bu dul période de couvre-feu bi transport de marchandise dafay daw te loolu aussi président moo ci joxoon ay ndigal ne arrêté wuñu économie Sénégal activité bi dafay continuer donc li nga xam ne ay activité de commerce la dañu leen war di bàyyi ñuy dem donc transport de marchandise kenn arrêté wu ko leneen li nga wax mooy nan la ñuy dimbale parce que président dafa bari ci fonds force Covid bi 1000 milliards yi dafa bari ay rubriques yu bari yoo xam ne lépp day ñëwaat ci entreprise yi entreprise yi nag entreprise transport aussi ci lañ bokk joxe na 100 milliards déjà boo xam ne les entreprises affectées maanaam le secteur affecté les secteurs les plus affectés transport restauration hôtellerie dañ ci bokk donc loolu nag enveloppe boobu déjà ay appui financier la pour secteurs yi nga xam ne c'est des secteurs impactés secteur du transport routier am na ci 5 milliards 250 millions boo xam ne benn bi dafay dem ci segment transport interurbain mooy ñi nga xam dañ leen a dakkal leen seen liggéey ñu toog ak ci gaar yi nga xam ne ñoom ñoo nekkoon les supports de transport interurbain loolu ñoom am nañu ci lu toll ci 1 milliard 550 millions de francs CFA parce que transport opérateurs yi nekk ci transport interurbain ñu ngi am 400 millions par mois gaar yi ñu ngi leen jox 50 millions par mois donc mu nekk 450 millions par mois avril mai juin ci secteur urbain bi dafa am ñaari opérateurs yu mag yu nekk biir Dakar d'abord mooy AFTU ak Dakar Dem Dikk Dakar Dem Dikk ñu ngi ko jox 600 millions par mois AFTU ñu ngi ko jox 500 millions par mois taxi yi nga xam ne dañuy daw si biir Dakar aussi ñu ngi leen jàppale 100 millions par mois muy 300 millions pour les 3 mois Njaga Njaay yi nga xam ne bokkuñu AFTU mais dañu am seen spécificité ñu ngi leen jàppale 100 millions par mois donc boo ko xayma par mois dina am 1 milliard 750 millions yoo xam ne président dafa koy jàppale bi nag mooy xam nañu ne déjà transport urbain bi dafa xaw a déficitaire dañ doon surcharge dañ leen ko tàmmaloon ñuy surcharge Dakar Dem Dikk da ngay gis oto yi day fees te dañu am ay charge loolu yëpp ñu arrêté ko parce que dañu leen ne da ngeen di respecter distanciation sociale port du masque c'est obligatoire pour tous les exploitants donc y compris le chauffeur ki nga xam ne mooy receveur bi loolu yëpp c'est des charges supplémentaires te yokkuñu carburant yokkuñu tarif yi parce qu'on veille à ce que justement les tarifs ne soient pas augmentés en raison de la contrainte d'exploitation donc loolu nag su amee c'est normal que état bi jàppale leen un état responsable jàppale leen ne leen lii kat maa leen ko jàppale pour jàppale leen ci frais fixes yi nga xam ne yéen a ngi koy jànkonteel surtout que dañu ne kenn du licencier kenn donc dañuy maintenir les emplois donc loolu moo tax état bi dégager enveloppe yooyu ñu ci féliciter ak remercier le président de la République tey waxtaan nañu ci sunu biir ñoom ñëpp rafetlu nañu ko donte xam nañu ne xaw na néew mais li ñuy jàpp mooy état bi ci boppam dafa impacté parce que l'état aussi est un agent économique li muy jël di ko joxe dafa am fu mu koy jëlee ji te loolu xam nañ ne activité yëpp mu ngoog donc moo tax aussi ñoom it comprendre nañ ne wax dëgg yàlla lii yërmande moo ko lal ak jege sa askan ak xam ne yëf yi metti na moo tax ñu jëf geste bu symbolique pour jàppale leen loolu leneen dina ci yokku parce que mesures yeneen yi ñuy jël yëpp mooy maanaam 200 milliards yi nga xam ne état bi mobilisé na ko pour jàppale entreprise affectées yi ci accès au crédit loolu entreprise de transport yi nga xam ne c'est des entreprises organisées dañ ciy bokk dañuy bokk ci mesures fiscales yi nga xam ne aussi état bi jël na ko yëpp pour may leen ñu bañ a def ay cotisations sociales bañ leen fayee ko bor yi nga xam ne ay boru impôt la dañ ko war a fay et cetera donc loolu yëpp aussi secteur bi daf ciy bénéficier wu. yaa ngi koy fàttali léegi si sa wax nee nga fi mu nekk nii dañuy obligé du chauffeur bi rek ak receveur bi mais fi mu nekk client yëpp kuy dugg ci transport bi da ngay takk masque. waaw loolu mooy mesure bu bees bi ci ministre de l'intérieur yokku
sànq ministre de l'intérieur mu ngi koy wax nee na doxoon na doxantu guddi gis ay sénégalais yoo xam ne dañu war a ñibbi seen kër ñu am ay problème mu transport ba nga xam ne am nañ ci ay jafe-jafe loolu nag mu ngi am na ba léegi des na tuuti mais est-ce que comme léegi jël nañu wax ñëpp nañu sol masque est-ce que mënuñu yokk ñii nga xam ne danañ dugg ci oto yi monsieur le ministre. waaw xam nga dañu toll ci jamono boo xam ne ñu ngi gis ne cas communautaire yi ñu ngi law feebar bi ministre de l'intérieur wax na ko léegi jegeñee bu tar te yàgg mooy indi transmission yi ñu naan si loxo yi lay jaar boo leen nuyontee ci nangam ci ay postillon mais c'est sûr que jegante bi moom da koy indi alors comme jegante da koy indi te ñun configuration yi ñu am xam nga car rapide tey boo nee nombre de places assises respecté jàkkaarloo ngeen toog ngeen côte à côte toog ngeen ci Versailles def ngeen lu ne moo tax am na configuration auto de transport yoo xam ne bu ñu nee nañu respecté nombre de places assises mooy di ngeen laalante di ngeen jegeñante xamuñu temps de distance bi ngeen di temps bi ngeen di durée de trajet bi ngeen di def ci yoon bi nan ngeen mën a def ba mu am yoo xam ne mën na indi yëf yi moo tax mesures yooyu dañ ci waxtaan ak ministère de la santé ñu tëral ko donc c'est pas des mesures yoo xam ne ministre bu nekk da ngay jóg rek décider lu la neex ci ce secteur parce que y a une cohérence wax naa léegi dafa am stratégie de lutte mesures yi duñ ko jël rek de manière isolée bu ñu demee ba évaluer ko parce que ministre de l'intérieur wax na léegi il faut ñu évaluer ministère de la santé 2 mois après mu wax ne lii la ñu xool ñun tamit à notre niveau président xoolaat parce que aussi il y a un comité stratégique autour du président de la République buñ mën nañ ko évaluer surtout que en perspective de l'ouverture des classes parce que xam nañu ne école dafay ubbi mënuñu école di ubbi ñu maintenir l'offre de transport telle qu'elle est alors que demande bi dafay tirer mën na am loolu nga wax noonu mën nañ ko imaginer xool ba xam dans quelle mesure on peut adapter ou réadapter parce que loolu xeex bi toujours ay adaptation la nan la ñuy def ba adapté ko ci service yi nga xam ne peut-être ay services nouveaux lay nekk. waaw jërëjëf monsieur le ministre de l'intérieur am na suñu benn téléspectateur bu nekk Thiès tudd Ibrahima Niang téléphoné na mu ne est-ce que waruñu matuwaay yi ñu jël ci marché yi est-ce que waruñu ko taral parce que seetlu nañ guddi couvre-feu bi respecté kenn du génn ñëpp a ngi toog ci kër yi tabaarkalla gis nañ ne ci supérette yi nit ñi dañuy def ay rang di dugg di jënd du ñëpp duñ dajaloo ci boulangerie ak tout ça waaye marché yi ba léegi gis nañu nit ñi ngi jaxasoo di mu am pëccoxoo est-ce que amul ay matuwaay yi ñu ci war a mën a jël. waaw wax na lu am solo marché yi waxoon naa léegi que ne effectivement dafa bokk tamit ci problème yi ba ngeen fàttalikoo ay fan ci ginnaaw président de la république def na benn sortie ñu laaj ko lu tax demuñu confinement tout de suite ndax yeneen réew yi def nañ ko question réponse bi mu ci tontu mooy réew mu nekk dafa am say spécificité maanaam réew mu nekk daa am nooy doxee suñuy réalité bokkut ak réalité réewu tugal yi réewu tugal yi kër goo xam ne gi peut-être maximum ñetti nit ba ñeent nit ñoo fay ne kenn ku ne xam nañ fan nga dëkk de façon précise fan ngay liggéey wala liggéeyuloo confiné leen yomb na boo joxee instruction ni ñoom ñëpp dañ ko respecté parce que xam nañ am na lu leen ci fekk Sénégal kenn ku ne xam na ne ñun melul noonu d'abord kër yi goo ci dugg ku ne concession lañ koy tuddee concession bi ay ménage dañ ci biir maanaam boo demee tey ci dëkk àll yi lan lay wax ne kër gi ñaata njël moo fi ne pour wax lan mooy ménage wala boog ñaata reer moo fi ne de façon peut-être plus simple loolu réalité yooyu la ñu am donc kër yi nit ñi fa nekk bari nañ ñaareel ba bari na ci ñoo xam ne ñii ci travailleurs sénégalais yi li ci ëpp ci ñoom wala boog 9 fois li ëpp li formel bu ñuy liggéey dañuy xëy di wuti dépense donc loolu moo tax mu ne woon dès le départ mënuñu xëy rek ne sénégalais yëpp toog leen seen kër ndax d'abord nguur gi amut moyens yu mu leen mën a fekkee foofu ñoom ñëpp dundal leen moo tax ñu ciy dem progressivement en tenant compte de nos réalités au départ ñu ne nañ bàyyi nit ñi ñu liggéey mais nañ def contrainte bi guddi gi muy évoluer ba ñu indi lii
bu ngeen xoolee ci biir dëkk yi Dakar gii ñu ne adaptation yu bari am na ci diggante maire yi ak autorités yi préfet sous-préfet ak gouverneur pour que ñu mën a réglementer marché yi maanaam ñu changer doxalin ndax marché yi tamit dafa am spécificité Sénégal ngay gis marché boo xam ne bii lépp lañ fay jaay c'est rare ngay gis marché boo xam ne bii dañ fay jaay rek lekk wala dañ fiy jaay rek appareil électronique wala dañ fiy jaay rek nangam boo demee Sandaga lépp lañ fay jaay nga dem Colobane lépp lañ fay jaay mooy marché yi mag yi boo demee également ci biir dëkk yi marché boo ci dugg pratiquement lépp nga fay am donc muy jafe-jafe bu ñu am waxuma la sax occupation voie publique bi occupation espace yi dara desutu fa waaye loolu aussi xam na ne peut-être ni mu tëddee la donc dana jafe ñu tere ko à 100% mais suñu spécifié marché yi moo tax mu métti joxe nañ instruction gannaaw bi nga xamee ne bii maire yi ak autorité administrative yi ñi ngi déggoo ci tëj marché yi yenn heures yi ñi ngi déggoo ci tëj marché yi sax des fois ay jours pour nettoyer ko désinfecter ko ñi ngi commencé waat di waxtaan pour que yenn marchandises yi ñuy commencé xool ak autorités yi ndax duñu xam yan heure lañ koy jaay wala boog yan bés la ñu koy jaay mooy maanaam gannaaw marché yi noonu la tëddee lépp fa jaxasoo te it la vérité mooy boo ko xoolee suñu marché yi nga xam ne am nañ ko boo jëlee Sandaga en vérité Sandaga dafa tuuti par rapport ak nit ñi fay dem bari nañ donc tu as tout le temps l'impression que mbooloo mi bari na lool oui parce que mbooloo mi dafa bari ndax fi muy dajee dafa tuuti kon il faut ñu waxtaan jox nañ instruction préfet yi ñu waxtaan ak autorités yi pour que autorités locales yi pour que ñuy def planning parce que jàpp naa ne fa lañ jëm parce que aussi bu ne supposons ci surtout weeru koor yi njóobeen yi ak si ni kenn mënu leen a tere dem duggi waaye bëgg nañu waxtaan ba nga xamee ne bii peut-être ay fan ci semaine bi ñu jàpp ko jaay rek loo xam ne lii dañ ciy lekk wax nañ préfet yi ñu waxtaan ci ak syndicats yi waxtaan ci ak donc commerçant yi waxtaan ci également ak autorités locales yi pour ñu trouver ci solution bu boobaa danañ mën a wàññi affluence bi comme ça kuy duggi nga xam ne kat bés yi fekkee ne da ngay dugg lu ñuy lekk bés yi ngay dem bu fekkee ne da ngay jënd ay marchandises ak yeneen yoo xam ne du lu ñuy lekk bés bii ngay dem wala bés yi ngay dem yaakaar nañ loolu aussi prochaine étape lay doon ba pare nag président joxe instruction force de défense et de sécurité yi ne leen c'est vrai présence guddi bi baax na tey ñëpp xam na ne nit ñi respecté nañ léegi gars yi fi ñu doon nii surtout weeru koor yi 5 heures sax daanaka kenn nekkutu ci tali bi waaye nañ ci yokk surveillance ci biir marché yi donc effectif police ak gendarmerie dañuy yokk déjà ci jour bi pour que ñu mën a dem kenn ku nekk en fonction de zone de compétence bi nga ne ci marché yi ci place yi nga xam ne ci gare routière yi nga xam ne gare urbain yi nga xam ne nit ñi danañ fay jëlee oto yi donc pour di gën a surveiller ndax nit ñaa ngi porter masque yi ndax nit ñaa ngi gën a respecter distanciation sociale yi nga xam ne yi wax nañ leen ko armée également yokk seen effectif parce que ñoom it tudduñu leen léegi waaye armée bi dañoo bokk ci force de défense et de sécurité yi nga xam ne yi biñ jëlee couvre-feu bi dañuy dugal seeni force ñoom aussi dañuy yokkaat parce que bu armée bi yokkee gendarmerie ak police mën a jël une partie dugal ko ci journée bi ci biir nit ñi pour dem ci saytu marché yi ak ñoom depuis armée di gën a yokk contrôle bi également ci frontières yi sapeur pompier également ñi ngi ci parce que surtout le jour du ñàkk malgré cet état d'urgence bi ñu ne ñu war a mën a génn donc loolu mooy disposition yi nga xam ne jëlaat nañ ko muy bees bërki dem bi ñu jëlee lii ñi ngi réfléchir ci marché yi waaye ñi ngi yokk contrôle bi dans les différents endroits yoo xam ne nii dañu fay daje. est-ce que da ngeen jàpp ne enfin da ngeen di wax ne itam ku dem ci marché bi di jëndi dara da ngay takk masque. oh loolu kay texte bi yaakaar naa loolu moom yaakaar naa ne ñëpp a koy def waaye nag. là aussi il faut me attirer ci attention nit ñi c'est vrai masque yi ñu ngi koy defar. mais damay ñaan ñi nga xam ne surtout ñi ngi jaay masque ñu sàmm aussi wàllu hygiène bi ci njaay mi parce que loolu aussi am na solo parce que bu ñu ne lii boo koy loxo mën naa yóbbu nu mu tuddati virus bi donc bu ko loxo yóbbu ci tissu boo protégé wul tissu bi nga téye ko n'importe comment mën nga également malheureusement mu doon saafara jur jàngoro donc il faut nit ñi bàyyi ci xel par rapport ak li nga xam ne lii moom aussi ñu ngi koy jaayee masque yi ci biir dëkk bi. est-ce que doo leen tamit jël yenn matuwaay parce que seetlu nañu suñu tàmbalee rek ñëpp ay respecté fi mu nekk nii ba mbir bi tàmbalee dañ doon seet sax ci mbedd yi ñu doon def ay coins de propreté maanaam fu ñu tegoon nañ ay kii pour nit ñi fu ñuy raxasu waaye yooyu yëpp gisatuñ ko
est-ce que ragaloo leen ñu tàmbalee def ay masque ba quelques fan rek nit ñi bàyyeekuwaat. non masque yi moom jaakaar naa ne duñ ko bàyyee gum nekk nii parce que vraiment en tout cas liñ ci gis mooy nit ñaa ngi continuer di ko produire ministre bi génn nañ ci également ay matuwaay yu am solo norme yoo xam ne yi peut-être bu ndee ba nekk ci production industrielle nit ñi danañ ko respecté waaye léegi bari na artisan yu bari yu ci dugg artisan yi am na engagement bu am solo buñ jël na danañ ko produire ci masque yi donc buñ ci vraiment boolee te ba pare it président de la république xam naa ne moom it du ñàkk dana ci indi ndimbal pour que peut-être masques yi gën a yomb parce que maa ngi lire même tey ci presse bi ñu wax ne masques yi cher na lool rapidement prix bi yokk na pour que ñun dañ ciy jël ay matuwaay xam naa ne ministre de l'industrie mi ngi ciy liggéey bu neexee yàlla masque yi dana yomb dana accessible également aux Sénégalais te gëm naa ne bu boobaa ñëpp danañ xam ne sol masque bi mooy seen maanaam kiirlaay seen maanaam kiirlaay boo xam ne mën nañ ko am ñoom ci seen bopp. Maître Oumar Youm 16 avril bi passé direction transport routier yi la direction des transports mooy direction boo xam ne si sa ministère la nekk organisé woon na benn opération coup de poing maanaam def ay contrôle ay sensibilisation di xool ñii di jëfandikoo kaar yi ak yooyu clients yi ñu dugg compagnie police ak gendarmerie ñu dem ci yenn goxu Ndakaaru yi pour seet ndax matuwaay mesures yi ngeen jëlëb ndax ñu ngi koy appliquer am déet ba ngeen defee kii boobu constaté nañu ne gis nañu ne opérateurs yi mel ne Aftu ak Dakar Dem Dikk yëpp ñu ngi li ci gën a bari daal ñu ngi respecté mesures waaye am na ñenn ñoo xam ne respecté wuñ ko maanaam mooy clando yooyu est-ce que fi mu nekk nii am na loo xam ne yéen koy jël comme matuwaay pour clando yi parce que seetlu nañu clando yi duñu respecté distanciation sociale maanaam dañu wax oto bu ndaw na jël bu mu jël lu ëpp ñetti nit waaye yenn saa yi danañ gis ne loolu dana ëpp ci clando yi. yaa ngi may préciser que du auto transport public rek la ñu jox boobu charte c'est-à-dire même les véhicules privés charte boobu dafa nekk ci ñoom maanaam boo yoree sa oto yow tey waroo ci def 5 places la waroo ci def 5 personnes oto yëpp yi daw dañu war a respecter mesure de distanciation sociale wax naa léegi si transport af ci Dakar Dem Dikk wax dëgg malgré contraintes yi ñu ngi respecté loolu ça se voit ñi respecté wul mooy ñi nga xam ne amuñu droit def transport moom laa la wax léegi xam bu ñu demee bu tuddee le clando mooy clandestin maanaam yaa ngi def loo xam ne yoon daf koy tere te loolu loi 2003 loi d'orientation sur le transport moom moo tere transport illégal boo waree def transport da nga war a ñëw ci ministère bi déclaré wu ne da nga war a def transport ñu xool say këyit jox la agrément te conditions yi difficileul pour am agrément l'essentiel mooy nga nekk sénégalais am âge bi nga xam ne moom la ñuy wax pour nga def activité commerciale am nga 18 ans majeur nga nekk nga sénégalais am nga oto am nga foo xam ne nii foofu ngay def sa oto am nga chauffeur boo xam ne jël nga ko nga def déclaration ñu jox la agrément laaju ñu la xaalis bu bëri defe naa agrément bi mu ngi jar 10 000 francs timbre nga loolu méttiwul ça permet état bi xam kan mooy activé wu ci secteur du transport benn c'est important ñu am données yi ñi activé fan la ñu nekk ñi yëpp di leen jëlee ci ban gaar lañ leen di jëlee ci ban place lañ leen di jëlee yan façon nit la parce que transport aussi dafa am dimension sécuritaire parce que da ngay jël ay doomu aadama tey dañu nekk ci contexte terrorisme maanaam bu ñu bàyyee oto yi ku nekk fu la neex nga jaar musiba mën na fa am gis nga ne France am na benn moment boo xam ne oto yi ñooy jël dem di mbëkki nit ñi donc moo tax transport clandestin état bi interdire ko rawatina nag ci jamono yi amoon na tolérance nag parce que xam nañ wax naa la léegi man la Dakar dafa nekk 25% de la population du Sénégal nekk territoire bu tuuti activité yëpp concentré wu presque 70% des activités concentrées wu fii tey jumtuwaayu transport yi matul loolu moo tax d'ailleurs président di indi jumtuwaayu transport yi capacitaire mooy TER bi ñuy war a indi ak BRT bi pour demande de transport bu forte boobu ñu mun ko absorber parce que transport service public la mais en attendant yëg seeguñu foofu mais ci contexte bi ñu nekk nii wax dëgg am na loo xam ne waruñu ko tolérer parce que bu ñu ko bàyyee mu law rek moom mooy indi jàngoro mooy indi musiba bi moo tax ñu ne clando yi nag dañ leen war a arrêter te jot nañu arrêter leen moo tax ñu jël mesures yooyu nga xam ne jël nañ ko pour dakkal ko mesures yi nag du ci clando yi rek même le transport régulier maanaam ñi nga xam ne dañuy def transport
ministre de l'intérieur wax ne nii ngeen ko war a defee man ma wax ne lii ngeen ci war a yokk muy ay mesures d'accompagnement ku ko deful sanction yi ma wax fii léegi day dal sa kaw donte transporteur professionnel nga parce que bëgguñu benn faiblesse ci xeex bi nga xam ne dañ koy xeex pour jëlee fi jàngoro bi. am na suñu benn téléspectateur bu nekk yëmbal woote na fii léegi mu ne foofu ba léegi sax transporteurs yi ñu ngi def le plein de passagers maanaam ñu ngi dugal ci oto yi lu ëpp li ñu leen wax pour ñu dugal ko waaye itam boo gisee même clando yi ñu wax sànq nga xam ne du ñu respecter nombre yi ça veut dire que dafa am ay population yoo xam ne dañu soxla dem régler ji seen i soxla te amul lu leen yóbbu ban mesure d'accompagnement itam la ñuy ngeen mën a xalaat pour mën a dimbali nit ñi ñu mën a doxi seen i soxla yoo xam ne soxla farata la. waaw loolu c'est le long terme moyen terme long terme parce que tey jii li ñuy xeex mooy coronavirus bi. nan la ñuy def ba mu jógee fii les problèmes structurels dans le secteur qui sont connus li ñuy wax fii mooy maanaam car yi bariwul nit ñi bari nañ déplacement yi bari na 3 millions de déplacements la ñuy am si Dakar 3 millions de déplacements te presque 80% des déplacements ay déplacements motorisés la maanaam nit ñi dañuy jël oto du ñu dox. donc loolu c'est loolu moo tax transport surtout heure de pointe yi dafay metti car yi doyuñu pour mën a jël en charge demande bi loolu moo tax mu metti moo tax d'ailleurs mu am transport buy développé wu parallèlement parce que bu doon ku bëgg a jël car ci heure bi nga ko soxla moo yóbbu la ci sa bërëbu liggéeykaay ci heure bi nga ko natte mais kon ñëpp dañuy jël car kon ñun ñuy jël sax ay oto di fay essence di fay péage duñ ko def parce que dafa am coût de transport donc loolu moo tax président wax naa la léegi am na ay mesures yoo xam ne jël nañ ko loolu bu ñu ko tegee ci yëf yi demande de transport bi offre de service bi dina ñëw à son niveau wala mu mën ko mëdd bu baax a baax mooy TER bi ngay wax TER c'est presque 115 000 passagers jour mooy niveau optimal am donc loolu normalement war na mën a ramasser lu bari te booy xool fi muy jaar ci axe yoo xam ne l'offre de transport est déficitaire foofu lay jaar donc loolu dina ko mën a satisfaire BRT bi gis nga bu ñëwee à partir de 2022 war na mën a jël demande de transport bu bari 300 000 passagers jour normalement wax dëgg yàlla war na mën a wàññi lu bari loolu nag dañ koy accompagner ak yokk parc roulant ci transport urbain ci Dakar Dem Dikk ñu yokk seen parc urbain parce que tey parc bi xaw na faible yokk parc AFTU mais loolu c'est des mesures koo xam ne dañ koy jël post Covid maanaam relance bi mais tey li ñuy xeex tey mooy lii ne taxaw ci suñu kanam te taxaw pour gën a nasaxal suñu économie lor askan bi nan la ñuy def ba xeex ko te loolu nag li ñu koy xeexee mooy point de faiblesse yi point de vulnérabilité yi loolu la ñu war a tëj mooy transport clandestin mooy Jakarta ñu tëj ko bu ñu ko tëjee je pense que li ci des nag mooy professionnels yi sàmmunte ak engagement ak mesures yi nga xam ne jël nañ ko bu ñu ko defee jàmm ne ñooy bu ñu jógee fii nag ñu jéem a xool après nan la ñuy def ba relancer secteur bi dans des conditions acceptables. monsieur le ministre sànq rafetlu nañu liggéey bi nga xam ne force de défense et de sécurité ñu ngi koy def pour fexe ba wàllante bi taxaw ñi nga xam ne waruñu jóge de ville à ville war a bu ñu dem mais am na loo xam ne jot nañ ko ràññee temps yële ay éléments yoo xam ne dañu nekk ci ay éléments force de défense de sécurité def wàcc yoon alors yéen lan mooy seen xalaat ban stratégie ngeen jël pour loolu bañ a amaat. waaw loolu moom comme ni nga ko waxee effectivement remarqué nañ ko ci waaye bi ñu wàccee yoon tamit c'est vrai que peut-être communication bi defuñ ko ci daan yi nga xam ne yi moo war déjà ñoom ñëpp kenn ku ci nekk am na daan ñun la daan muy jëm ci aussi bien ci wàllu policiers yi wala mu jëm ci wàllu gendarme yi xam nga léegi xarala yi dafa toll fi nga xam ne fii daanaka nit dana jafe tey mu def lu nëbbu mën naa am peut-être instant bi nga koy def da ngay jàpp ne kenn gisu la waaye bala mu yàgg mu daal di feeñ am na fi policier yoo xam ne yi histoire am presse bi waxoon na ko am na aussi gendarme boo xam ne bii histoire bi presse bi wax na ko waaye ñoom ñëpp wala ñoom ñooñu ak ñi nga xam ne ñi waxul leen te nga xam ne kii seeni kilifa jàpp na ne def nañ ñu lu naka su noonu sanctionné nañ ñenn ñi xam nga boo defee ci d'abord force yu mel noonu lan lay njëkk a def mooy dans le tëj mën nañ yàq sa dossier dàq sa xañ na ci
am na ci ñoo xam ne ñi déjà processus bi c'est déjà en cours dara arrêté wuñ ko ci donc am na ñu ko ci def waaye les sanctions également sont des sanctions exemplaires yoo xam ne jël nañ ko au niveau aussi bien de la gendarmerie que de la police par rapport ak ñooñu ngeen di wax parce que dañuy jàpp ne boo defee loolu dana tax ñeneen dootuñ ko def te boo ko xaaree ba mu yàgg sax nit ñi mën nañoo fàtte waaye wax dëgg yàlla ñaari force yëpp bi affaire yooyu amee c'est sur le champ que lañ jël ay sanctions à l'encontre de ñi nga xam ne ñoo def ñaawteef yooyu. monsieur le ministre wax ñu ngi koy wax ci jëlbeenu émission bi aujourd'hui fi mu nekk nii tey li gën a tiital nit ñi mooy liñ naan cas communautaire yi di law di tiital nit ñi suba su jot nit ñi moom la ñuy déglu sax pour xam ñaata cas communautaire mu am tey seetlu nañ ne nag am na dëkk yoo xam ne fa la mbir yi gën a tar mooy Ndakaaru ak Touba est-ce que am nay mesures spécifiques yoo xam ne ay mesures yoo xam ne yu ñu jagleel ñaari dëkk yooyu nga xam ne fa la nit ñi gën a bari tant que monsieur le ministre Oumar Youmouga nee na Ndakaaru rek boo jëlee téeméeri sénégalais ñaar fukk ak juróom yëpp ci Ndakaaru lañ dëkk donc am marché yi ak problème yi ngeen wax est-ce que amul vraiment ab xalaat boo xam ne war nañ ko def pour seet nan la ñuy saafaree problème yi ci ñaari dëkk yi la. c'est vrai que léegi nii moom daanaka 10 heures bu jotee boo dégloo communication ministère de la santé tey lañ koy njëkk a dégg mooy ñaata cas lañ am ak ñaata communautaire ak fan la am parce que yeneen cas yi daanaka amatul cas contact yi daan du xam looloo xam ne li bett na mais quelque part c'est contrôlé depuis que ñu jël décision confinement systématique les cas contacts sont relativement maîtrisés parce que tey bu fekkente ne nit ki am na feebar bi ñu ràññee ko ci moom buñ defee interrogatoire xam fi mu jaar xam ñi mu laalanteeg dañ leen di jël déjà ñi nga xam ne ñii dañoo nekk contact à haut risque déjà fekkente ne espace hôtel yi doyul comme par exemple tey fu mel ni Touba dañ leen di yóbbu cas à haut risque yi ñu confiner leen hôtel yeneen cas yi ñu confiner leen à domicile fii ci Dakar pratiquement cas yu yëpp dañ ko à ce moment-là confiné dans les hôtels parce qu'il y avait encore de la place il y en a encore affaire bi feesagul donc loolu day tax ñu gën a maîtriser cas contact yi parce que au moins da nga wax population bii la fii laa koy séntu te wax dëgg yàlla en général presque c'est les cas à haut risque ci la contact yi positif di génne mu des nag yi ñuy wax cas communautaire yi nga xam ne dañ koy wàllaat te kenn xamul dara wax dëgg yàlla bés bu yàlla sàkk ñu génne chiffre boo xam ne bii dafay doy waar rawatina fii ci Dakar ak ci Touba c'est ça la vérité donc loolu aussi mesures yi ñu jël bokk na ci liñ jàpp ne dana mën a wàññi demlante ba dikkale bi benn actuellement fi mu doon nii au niveau de Touba kenn ku ne xam na transport yi nga xam ne moo fa amoon ci charrette yi moom mi fi mu doon nii wax na li ci ëpp ci transport ci oto yi la ñuy wax mais boo demee Touba dafa am spécificité charrette yi la ñuy daan def benn charrette nga gis ci lépp fukki nit yu ci ne actuellement préfet réglementé na ko parce que mënut peut-être pour l'instant jël décision ne bu charrette demati parce que tamit demlante dikk soxla nañ ko waaye tey charrette yi ñu ngi koy yemale ci ñeenti nit gannaaw ki koy dawal ci charrette boo xam ne daan def fukki nit wala lu ko ëpp donc loolu muy mesure yu ñu jël ñoom aussi dañoo war a sol ay masques comme ñëpp également am na mesures yu am solo yu ñu jël marché Ocass nga xam ne bii kenn ku ne xam na histoire am marché Ocass xel daaw xalaat sax ñu ne tëj nañ marché Ocass te bi mu ko jaree waxtaan nañ ci ak autorités religieuses yi pour ñu tëj marché bi nettoyer ko actuellement yaakaar naa sax bu ma juumul marchandise pratiquement lekk lañ fay jaay ndax yenn yi xam nañ ne warta mën a continuer ci ni mu daan demee donc muy mesure yoo xam ne yi ñu ngi koy continuer jël li ma wax nii bu fekkente ne réglementé nañ ak ñoom avec les acteurs marché yi yeneen marché yi tamit da am jour yoo xam ne danañ permettre ñu jaay marchandise boo xam ne bii dañu koy jaay muy ay yenn jumtuwaay yu jël am jour yoo xam ne yi lu ñuy lekk rek la ñuy jaay yaakaar nañ dana bokk ci li nga xam ne yi dana gën a améliorer da ngay xool ci période bii nii mu daan période boo xam ne bii wax dëgg yàlla kenn ku xam le milieu du mouridisme xam ne c'était le moment où Baye Fall yi daan jaayante ci koor gi kenn ku ne daana gis les processions yi daan def sur des kilomètres pour yóbbu ndogu mais bi nga xamee ne bii lii ñëw na dañoo waxtaan ak kilifa yi sëñ Mountakha joxe ci ay ndigal yu leer waxtaan ak mboolem kilifa yi Baye Fall yi tey ñu nangu loo xam ne li xam naa sax yombul ci ñoom waaye ñoom it xam nañ fi affaire bi toll ka dañ ko war nangu parce que loolu mooy seen intérêt mooy intérêt dëkk bi ñu ne mooy intérêt réew mi mooy ñu fexe ba nit ñi mën a moytu dajaloo bi ba dañoo mujj jël kër gu ci nekk rek ñu autoriser leen ay oto yoo xam ne ñoom ñooy yóbbu
ñoom ñooy yóbbu ndogu yi nit ñi toog ñu wàññi sax ci mbooloo mi fi daan dajale pour togg yi naan def te loolu lépp loo xam ne lii ci didactique la rek maanaam li ñuy def di waxtaan ak ñoom pour ñu gën a comprendre parce que chez nous dafa am religion bi dafa am ancrage boo xaw a xam ne dafa am solo donc il faut ngay waxtaan ak nit ñi wan leen ne lii seen njëriñ la donc on va continuer di gën a waxtaan ak ñoom di gën a waxtaan ak waa Touba di gën a waxtaan ak également communes yi nga xam ne yii fa la affaire bi ne parce que boo seetloo même dans la communication au départ daawuñu woon wax yan commune la affaire bi yëpp danaa wax district boo dee Dakar nga ne district sud district ouest au départ ñu ne mooy fan mooy district ouest fan mooy district sud kenn xamul ce qui fait que kenn ku ci nekk da daan jàpp ne du ci man ci keneen la waaye bañ commencé wax ne commune sangam la commune nangam am na commune yoo xam ne tey bëriwul ñu fay dem de parce que communication bi ko war donc loolu aussi nit ñi xam ne am na solo développement communautaire mi ngi am ci Dakar mi ngi am ci Touba mesures yi ñu jël bu fekkente ne tax na affaire bu wàcc xayrun bu taxul affaire bu wàcc aussi mën nañoo gën a dëgëral nag par contre boobaa disposition yi ñu jël parce que disposition yi ñu jël mën nañu wax état d'urgence ci Sénégal waaye état d'urgence bi mën naa gën a compliqué ci yenn dëkk yi su fekkente ne lii ñuy def amul solution mais am na yaakaar ne lii ñu def a gum lii ñu commencé semaine bi passé ak fii ñu jëm ci semaine bi am nañ yaakaar ne dana am solution mais bu amul solution ci développement communautaire yi danañ gën a taral mesure ginnaaw ñaari dëkk yooyu nga xam ne Touba ak Dakar nga xam ne fa la nit yi gën a bare fi nga xam ne tamit nit ñi xaw nañ ci am tuuti tiitaange mooy ci booru frontières yi sax nemmeeku nañu ñoo xam ne duggoon nañu booru Diaobé fële am nekk ay cas positif est-ce que yan matuwaay itam lañ jël ci zone yooyu nga xam ne ay zone stratégique lañu. waaw foofu aussi am na mesures yu am solo yu ñu ci jël xam nga déjà wax nañ la transport bi moom naka jekk ministère des transports dafa tere ñuy jël 2 roues di ci def transport interurbain kon d'abord c'est vrai que toléré woon nañ yenn yi mais déjà jox nañ leen circulaire pour que ñu bañ ko def tolérance 0 actuellement tere nañu tey ñaari nit di yéeg ci 2 roues yi parce que loolu mooy indi transport bi parce que kenn rek doo transport dem bàyyi ko fa daal di ñëwaat bu dee kenn rek doo am problème waaye par ñaar la ñu transporter donc mesures yu am solo loo xam ne jël nañ ko semaine bii passée également armée bi wax nañ ñu renforcer dispositif de contrôle bi au niveau de la frontière tey rek wax nañ ma ne am na benn compagnie bu fa dem pour gën a renforcer gannaaw nomadisme bi nga xam ne nomadisation bi nga xam ne bii ñu ngi ko doon def temps yi pour fenn fu ñu dem di gën a wër ci frontière armée mi ngi fay gën a taxaw ak gendarmerie di jàppale police des frontières pour que frontières yi mu gën a taxaw c'est vrai que fan yële amoon nañ ay cas mais c'est vrai que Guinée lañ jógee à part peut-être bi ci mujj nga xam ne femme bu jógee Guinée la moo dugg ci dëkk bi par le biais de 2 roues mais juróom-ñaar yi njëkkoon am benn bés xëy am ko yooyu ay sénégalais lañ donc ci ñi ñëw aussi il faut ñu ràññee sénégalais yooyu dañoo jógee Sénégal le 7 mars dañuy doon liggéey ci benn société def tout un circuit dañoo jógee Sénégal le 7 mars jaar Mali jaar Côte d'Ivoire dem Libéria je pense dem Sierra Leone ñëw Guinée bi ñëwee ba Guinée xam naa ne foofu aussi affaire yi commencé tar ñu bëgg a ñibbisi bi ñu yégee ne dañoo bëgg a ñibbisi man ñu jox ma information bi ñu am nay doomu Sénégal yoo xam ne yi bëgg nañoo ñibbisi ñi ngi ci frontière bi doomu Sénégal nag ak feebar bu ko mënta dal du ñëw ba ci fëgg buntu Sénégal fëgg ñu ne ko doo dugg ñu joxe instruction ne accueillir leen waaye confiner leen loolu moo tax ñu xëy rek foofu ñu ne juróom-ñaar am nañ ci feebar bi mooy juróom-ñaar yi confiné woon yàlla def na tey yaakaar naa ne ñeenti wala juróom yi wér nañ donc ba ñibbi seen kër peut-être ñaar wala ñetti sax foog naa ne est-ce que duñ génn tey donc muy lu am solo ci comme ni nga ko waxee doomu Sénégal du ñëw bugg dugg ci réew mi ñu tere ko te frontières yi yaatu na am nañ frontière ci kaw am frontière ci penku bi am frontière ci sud bi yan disposition la ñu jël pour juste parce que comme ni nga ko waxee tu ñu ñëwee duñ leen ubbi rek ñu dugg dañ leen war a mettre en quarantaine confiner leen est-ce que am na disposition yoo xam ne jël nañ ko ci wàllu woowu. waaw ku fi dugg moom ci actuellement ci dëkk bi. buñ la xamee ngay bees ñu autoriser wala même autoriser wuñ la bu fekkee dugg nga bañ weer la li immédiatement la ñuy def mooy confiner la d'abord ca kër ga le temps que nit ñi ñëw jël la yóbbu la ci structure bu fa gën a jege muy hôtel ak lu munta doon le temps que test bi daal di ñëw. ñu téye la fa des fois am na ñoo xam ne sax ñu ngi leen di confiner te jógewoon bitim réew dañoo jógee ci réew mi rek jaar ci transport clandestin ba yegg benn béréb donc loolu nit ñi ñu ngi koy def pour gën a saytu comment dirais-je
santé doomu aadama yi rawatina nag ñi jógee actuellement ci réew yi ñoo xam ni sax du sax clandestin actuellement tey ku bëgg jógee Guinée-Bissau wala nga bëgg a jógee Mali wala nga bëgg a jógee Guinée wala Mauritanie nga nekk sénégalais suñu la permettre nga dugg si immédiatement les gouverneurs sont instruits dañ la war a yóbbu confinement pour 14 jours actuellement c'est valable partout ba pare nag ñu boole ci renforcer le contrôle parce que fii may wax ak yow nii chef d'état-major yaakaar naa ne néega ni actuellement mi ngi au nord du Sénégal ñu ngi gën a ratisser au niveau de la frontière aussi bien au nord à l'est comme au sud pour gën a mën a aar suñu réew. association transporteurs yi tamit am nañ ci wàll parce que comme nañ ko waxee yenn saa yi ay Jakarta wala ay clandestin ñoo leen ci dimbali ñu dugg ci réew mi monsieur le ministre est-ce que am na waxtaan ngeen ak organisation yi foofu pour ñu dimbali leen pour loolu bañ a law quoi. waaw tey rek waxtaan nañu ak ñoom déjà pour xool nan lañ leen di jàppale wax nañ leen aussi montant yi nga xam ne état bi dina leen ko jàppale li ci des nag mooy ñun ñëpp ñu veiller rek à ce que yëf yi ku nekk da ngay jël sa bopp jàpp ne yow yaa war a xeex feebar bi mu jógee fi te loolu comme ni ko ministre de l'intérieur waxee mënuñu jël sénégalais bu nekk ñu def alkaati ci sa ginnaaw frontière mbedd bu nekk ñu jël armée wala police wala gendarmerie teg ko sa gannaaw nit ñi dañu war a demee ak seen xel xam ne aussi période de crise bi ñu nekk ku ci nekk da nga war a am élan patriotique am ngëm-ngëm am aussi li nga xam ne da nga naan man lii laay andil suma dëkk ci xeex bi ci comportement ci taxawaay ci posture ak ci xam ne Sénégal xeex bi ñun ñëpp ñooy ànd xeex ko pour gagner ko du gouvernement rek moom mooy def gouvernement day am lu muy tëral ministre de l'intérieur am lu mu tëral administration territoriale am lu mu tëral mais nag la ca des ci citoyens yi la des ak seen comportement alal jarul yenn yi alal na nga koy ut ci utin bu sell li ñuy terewuñu ko sunu parce que dañ ko bëgg a def ba tax bànneex dañ ko tere parce que dañuy jàpp ne yoon yi bu fi jaaree feebar bi dafay law moo tax bu dimbale gouvernement dimbale seen bopp dimbale askan bi li ñu war a def mooy lépp loo xam ne tere nañ ko ci période bii ñu nekk nga dimbale sa bopp sàmmonte ak tere boobu soo ko deful wax dëgg yoon dafay dal sa kaw maintenant nag am na ñoo xam ne ñu ngi respecté tere yi comme ni ma ko waxee ci secteur même transport officiel bi am na ñoo xam ne ñu ngi continuer am na ku ko wax léegi ay côté yëmbal ñu ngi def ay surcharge ci car rapide yi ak Ndiaga Ndiaye loolu damay profiter ci occasion bi aussi pour wax leen ne loolu du yoon te waruñu ko def surtout nag ñu ngi leen di xoolal ay yoon yu ñuy jaar pour jàppale leen ci seen liggéey ba nga xam ne day gën a moyen difficile donc loolu njukkal bi ñu war a defal état bi mooy nag sàmmonte ak li nga xam ne moom lañ leen di tere bañ a def surnombre yem ci li ñu war a def ku ko mën nga def ko ku ko mënul nga toog parce que tey parc bi am na ñu bari ñoo xam ne 30% dañu toog demuñu mais jàpp naa ne mesures yi président jël pour accompagner leen ci carburant ak ci seen charge salariale dinañ ñëwaat defaat parc bi parce que wax naa leen ko nee naa leen nag tey dañuy dem ci ouverture des classes à partir de peut-être mois de mai wala juin gis nañu ne réseau bi aussi xaw na faible war nañ ko renforcer parce que ñàkk a renforcer réseau bi moom mooy indi heure de pointe yi ngay gis ci arrêt car yi ñuy buuxante wala di njëkkante te loolu dañ ko war a moytu donc jël nañ ci ay engagement jàpp naa ne à partir de la semaine prochaine dinañ renforcer waat ñi toogoon parce que condition d'exploitation yi dafa metti jàpp naa ne ñooñu dinañu dugalaat seen matériel roulant ci réseau bi pour réseau bi gën a xaw a mën a faire face à la demande de transport. jërëjëf maître Oumar Youm monsieur le ministre en charge des transports léegi ñu dem fële ca Petersen justement am na sunu naataango Issa Touré demoon na tasek foofu transporteurs yi ñoom tamit ñu wax seen xalaat ci nu ñu gisee nan la ñu war a régler problème bi pour wàllante bi mën a wàññeeku pour Sénégal war a mën a génn ci coronavirus bi. mesure boobu nag pour ñun dafa xaw a yéex sax. parce que bu yéexu buñ ko teeloon jël defe naa cas communautaire yi du gën a bëri mais ñoo ngi koy apprécier bu baax a baax parce que au niveau de la gare presque ay commerçants rek nga fay bëkkanteel ak ay commerçants te ñoo xam ne doo xam fa la ñuy jugee dañuy ñëw dugg ci gare bi génn ci gare gi moo tax ak max bi tamit sincèrement moom arrangé nañu trop tax na tamit ñu gën a am courage tam gën a di liggéey. ay transporteur ngeen li ngeen wax ku nekk ngeen di jël te xam nañ cas communautaire yi commerçant yi commencé nañu am ci doole yéen a noo ngeen di defal mbaa tiitu leen ci mbir moomu la.
non si tiit nañu parce que ñun nous sommes plus exposés que quiconque parce que nit ñi doo leen xam 100% doo xam fu ñu jógee comme instant bi ni koor gi nu mu ñëwee nii ak nit ñi ni ñu bëree nii di ñu gën a tiit yow gis nga gaar bi instant bu ñu toll nii clientèle bi dafa bëri ku ci nekk yaa ngi ay bagage xaw na métti moom trop te tiit nañu trop bu baax sax si ñun tiit nañu bu baax si ñun kay. est-ce que yéen a ngi ñaax seen liggéeykat yi si port masque bi est-ce que clients yi aussi ñu ngi respecté mesure. si ñoo ngi respecté mesure bi avec l'aide de la police de Rebeuss chaque jour ñoo ñu siyee na ci biir garage bi sincèrement moom porte maximum c'est obligatoire gars yi ñu ciy dimbali bu baax a baax police bi ñu ciy dimbali bu baax a baax te oto yi tamit amul benn client bu ciy yéeg te solo max client bu solul max du ñangu yéeg ci oto yi. ah monsieur le ministre ñoo ko déggandoo lan la lay ban réaction ngay am ci transporteurs yi nga xam ne ñoom ñoo nekk fële ci Petersen. waaw gën leen encouragé. ñu respecter dispositions yi nga xam ne jël nañu ko. may rappeler ne en dehors port masque ak limiter le nombre de places wax nañ leen oto yi aussi dañ ko war di raxas parce que oto yi nit ñi dañ siy dugg ñu bari te oto yi dafa bari fu loxo di dem bu dew toute une journée mën a jël 100 personnes 150 personnes te xamuñu fi ñuy jógee. loolu aussi war nañu sàmmante ak moom donc moo tax dañu leen waxoon oto yi nañuy def lavage systématique ci biir ak ci biti à chaque fois que def nañ exploitation toute la journée ñu mun ko defar parce que loolu aussi bokk na ci mesure d'hygiène yi nga xam ne dafay tax jàngoro bi du law mais beneen bi mooy wax nañ leen gare routière yi léegi amatul activité de commerce parce que lii indi congestion yi ministre de l'intérieur wax na ko léegi da ngay gis marché boo xam lépp lañ fay jaay donc ñëpp ñu ko soxla rek fa ngay dem gare routière aussi c'était presque pareil genre mini marché la ñëpp dañ fay dem di jaay donc te loolu mooy indi attroupement yu bëree bëri donc loolu aussi bokk na ci mesures yi nga xam ne jël nañ ko pour activité boo xam ne nekkul en rapport direct avec l'activité de transport dañu koy dakkal foofu te loolu aussi defe naa police ak gendarmerie ñu ngi ciy jël matuwaay yi ci war. jërëjëf monsieur le ministre am nay laaj yoo xam ne tàbbee na si téléspectateurs yi monsieur le ministre de l'intérieur am na si yoo bëri yoo xam ne yoo lañ ko jagleel. am na ku ci woote fa ci Pikine tudd Bassirou Niang nee na ci technopole bi nit ñi ba léegi ñu ngi fay ñëw di def ay activités sport ak yooyu te xam nañ ne fi mu nekk ni ñu ngi ci état d'urgence te ñu ngi rassemblement yi dañ koy bañ ban matuwaay lañ ci ngeen ci war a jël pour dakkal loolu. am na keneen itam boo xam ne woote na de ci Ndioum nee na lu tax mënuñu tëj marché yi te tëj nañ jàkka yi lu tax luy tere ñu tëj marché yi monsieur le ministre. d'abord ci point bu njëkk bi c'est vrai que am na ñi nga xam ne ñi léeg-léeg ñu ngi continuer di def sport mais yaakaar naa ne d'abord avant koor gi am na daan yu am solo yi ñu ci commencé woon def parce que yaakaar naa ne yéen ñëpp déggoon ngeen ko fi benn bés yoo xam ne yii lu mat juróom-ñett fukki jeunes jëlee nañ leen ci plage bi parce que ñu doon sport ci ngoon gi ñu yóbbu leen def nañ au moins 72 heures laata ñu leen di bàyyi ndax tamit peut-être que dañu tombé période boo xam ne bi président de la République bu ngeen fàttalikoo dafa gracier pratiquement le tiers des détenus loolu am na solo xam nga actuellement affaire baa ngi ni waxuñ ko lan moo ko waral aussi feebar bi la woon nañ wàññi ñi nekk ci kaso yi ministre de la justice yamu ci teg ci disposition bu am solo ne nañ fexe ba aussi bu gan ñëw ci kaso yi donc peut-être xam naa sax dinaa ci waxtaan ak moom parce que du ñàkk nag il faut am ñuy dem. parce que loolu dana metti parce que am na ñoo xam ne ñu ngi jalgati. waaw moom laay wax ma ne il faut ñu waxtaan ceeg moom mu am peut-être boo xam ne daf ñu fi libéral pour ñuy jalgati parce que tamit loolu du ñàkk place boo xam ne parce que mënuñu aussi continuer nit ñi di def loolu di jalgati yoon peut-être ñi ngi ciy jël ay mesures am na ñoo xam ne ñi yóbbu nañ leen garde à vue pendant 72 heures bàyyi leen bi ñu demee peut-être ci au niveau du parquet mais il faut ñu xoolaat déjà suñu taxawaay ci loolu pour que mesures yi gën a taxaw donc ñi nga xam ne dañ fay def sport nee naa leen gendarmerie ak police wax nañ leen ñu yokk seen lim ci jour bi pour di dem ci marché yi ak di dem ci place yu mel noonu am naa yaakaar ne peut-être buñ ci taxawee dana gën a wàññeeku rawatina nag li nga xam ne li temps yi kenn ku ne xam na weeru koor yi moom sama genre gi ñemewul koor peut-être duñ ci def yenn effort physique yi rawatina ci après midi bi donc loolu mooy luy am solo li mu wax aussi ci marché yi xam nga tëj marché am na complication bu ci ne
parce que comme li ma wax rek koo xam ne kii da ngay xëy di daw dépense wax dëgg yàlla boo xëyee doo dépense da ngay xëy duggi marché donc boo tëjee marché bi peut-être ki nga xam ne kii day dugg weer mën naam du ko yëg waaye gannaaw ñi ëpp ci Sénégal dugg weer di denc donc day jafe da nga leen di ay jafe-jafe kon bu boobaa nit ñi mën naam buñ deewul corona dee xiif kon loolu il faut ñu sóoraale ko moo tax nag jàpp naa ne réaménager marché yi moo gën a yomb maanaam mën nañ ko réaménager parce que nee naa marché yi ci bari li tax muy fees c'est parce que amuñu c'est rare fii marché jën rek nga fiy gis ñuy spécialisé marché jën te marché jën it boo ko xool presque foo ko xool fu ne boo seetloo rek bu dul ci fii Pikine am na fu ñuy jaay légume fu ko jege rawatina ci àll bi fa ñuy jaay jën rek sorute fu ñuy jaay légume loolu moo am c'est ça la vérité donc marché yi yemul te marché bi lépp lañ ciy def donc je pense que solution bi ce n'est pas pour l'instant yaakaar naa ne du tëj ko pour l'instant nañ ko réguler xool naka la ñuy wàññee encombrement parce que booy jël mesure da ngay xool lan nga ci wut maanaam fexe ba nit ñi fay ne mu wàññeeku donc nit ñi fay nekk mu wàññeeku mën nga ko wàññi déjà bu fekkente ne wàññi nga fexe nga ba marché yi kenn ku ci nekk am looy jaay ñi soxla loolu rek ñoo fay dem mais tey boo duggee marché bu ne fii nii da nga gis ku yore pañeem di duggi tase rek koo xam ne kii dafa sol costume di jënd chargeur wala jël costume di jënd téléphone donc loolu lépp parce que ci benn marché bi la ne donc buñ ko ràññee fexe ba ñii di ñëw jour yi ñii di ñëw jour yi dana tane je pense que mooy gën a yomb dans un premier temps ñuy xalaat tëj marché yi parce que boo xalaatee tëj marché yi da nga war a xalaat aussi ñii duggi marché te dañuy daw dépense pour dugg ko day gën a jafe ci ñoom. waaw jërëjëf monsieur le ministre am na sunu beneen téléspectateur moom tamit mu ngi nekk fële ca Ngexox tudd Modou Lo nee na sànq wax nañ ko école dana war na ubbi. 2 juin incha allah loolu lañ bëgg. nee na moom dafa am ay doomam yoo xam ne dañ nekkoon xombal vacances war a mën a léegi te 2 juin lay école yi di ubbi loolu dafay wane ne est-ce que mënul am ay autorisation spéciale pour des cas spécifiques maanaam ay cas yoo xam ne mun nañ ko layal ci administration bi pour loolu mën a nekk. waaw loolu buñ ci tollee dina am parce que boo xoolee bi ñuy jëlee mesures yu mujj dañoo njëkkoon a jël ay mesures ne am na possibilité nit ñi di voyager. biñ ne tere nañ nit ñi di voyager dafa am ñun ci génne am catégorie boo xam ne génne nañ ko ci am na ñoo xam ne ñi peut-être bu ñu feebaree wala ñu am néew di ko yóbbu nañ leen may préfet yi ak gouverneur yi ñu mën leen ko jox ñu teg ci ne ñi nga xam ne ni dañuy liggéey pour professionnel ne leen ko ministre de l'intérieur jox même bu fekkente ne dañuy dem ci préfet yi pour ñaan ko foofu parce que ki nga xam ne kii tey ma nga Linguère wala ma nga Matam jotiwut ci ministre de l'intérieur waaye jot na ci préfet mu mën a instruire ma mën a jot di si kii bi réagir lu tax loolu parce que président def ne wax dëgg yàlla mën nañoo góorgóorlu jéem a xool nu ñuy dakkalee demlante ba dikkalit bi waaye buñ ci boole taxawal économie bi parce que tey bari na li nga xam ne lii tey mënoo leen a tere ñu génn parce que conséquences yi boobaa mooy gën a garaaw fuuf li nga xam ne lii moom la ñuy xeex dama la ciy jox ñaari firnde rek tey boo xoolee boo génnee Dakar ak autorité parce que président dafa def infrastructure yu am solo infrastructure bi mu ko defee am na ñoo xam ne ñii gisatuñ benn njëriñ ñu ñëw buuxante Ndakaaru dañuy dëkk Petite Côte wala ñuy dëkk Thiès wala ñuy dëkk Mbour di xëy chaque jour di fay péage di ñibbisi moo leen gën a yombal fu luy Dakar seen njaboot nekk foofu amuñ les contraintes que nit ñi am ñooñu couvre-feu bu leen fekkee ñuy liggéey pour des raisons professionnelles mën na leen permettre ñu ñëw di liggéey si am na usines yoo xam ne yi tey mais dañoo nekkun Dakar usines yi nekk Diass bari nañ ñi nekk ci carrières yi bari nañ te pourtant liggéey tabax mi ngi continuer donc ñooñu sur le plan professionnel da nga leen di may ñuy dem di liggéey même c'est vrai que surcharge de travail la ci ñun sama ministère rawatina sama cabinet waaye buñ ko deful dañuy taxawal économie bi ñu ngi leen di may aussi ñuy dem ak dikk di liggéey da ngay xool tey ñi nga xam ne dañuy liggéey ci réseau téléphone yi xam nga coow li muy bari bëgg nañu téléphoner mais réseau bi dañ koy entretenir ñi koy entretenir il faut ñu dem ci àll bi parce que du uniquement Dakar électricité bi ñuy def tous les jours ñoom guddi la ñuy liggéey ñu ci bari foo jaar da nga leen di may ñuy dem ak dikk donc sur le plan professionnel dañuy dem donc dañu koy étudier au cas par cas am na aussi des cas yoo xam ne des fois c'est des cas douloureux léeg-léeg nga yore sa wayjur mu nekk bërëb sàngam nga am fa dëj war a dem
ministre de l'intérieur da leen di may ñu daal di dem te ñëw bañ fa yàgg dem dellusiwaat donc bu loolu aussi buñ ca tollee ba nga xamee ne bii tey même bu ñu levewul couvre-feu parce que couvre-feu mën nañ ko bañ a lever mu tombé ak njàngale mi danañ defaat boobaa ay réaménagement wax na ko ci wàllu transport waaye boobaa danañ seet ñi nga xam ne cas boobu dal na leen ñu bàyyi leen ñëw tey jii damay jox benn cas encore plus simple xam nga enseignants yi kenn ku ne xam na ne l'essentiel de l'administration sénégalaise ay enseignants lañ bi nga xamee ne bii tëj nañ école yi ñoom ñëpp dañoo ñibbi seen kër mais bu ñu ñibbee seen kër ñi nga xam ne ñi dëkkoon fii te fii bu mooy Ndakaaru ak peut-être quelques villes li ci ëpp lépp weer dee na amuñ fu ñu fayee ko donc ñooñu il faut ñu jaar fayee ko donc dañuy wut ay aménagement yu ñu def pour permettre leen dem jëli seen salaire te dellu si waat. mbir mi daal fermé wul danañ ko. non fu ñu jaar bu boobaa aussi dañ ko étudier parce que boo fekkee da ngaa tëj école bi. te élèves yi jàng si wuñ tijji école te élèves yi jàng si amul benn njëriñ. donc buñ ci tollee danañ jël aménagement permettre ndaw yooyu ñu ñëw jàng si te buñ ñëwee aussi daal di toog nag continuer jàng le temps que ñuy lever couvre-feu bi. ñuy lever état d'urgence bi. jërëjëf monsieur le ministre de l'intérieur monsieur le ministre maître Oumar Youm am na sunu benn téléspectateur bu nekk fële ca Kër Massar laaj bi moom yow la ko jagleel nee na foofu nit ñi daal ñu ngi ñaxtu tuuti parce que transport bi dafa nekk foofu à l'arrêt ba léegi est-ce que mun ngeen leen jàppale tuuti pour loolu mun a yomb tuuti si ñoom. waaw loolu xam naa war na mën a nekk mooy li ma la wax léegi mooy mesure restrictive yi indi na sooxe tuuti ci demande de transport bi parce que am na ñoo xam ne ci réseau bi dañu arrêté presque tey réseau AFTU bi autour de 50% la donc des na 50% yoo xam ne dañuy arrêté ñooñu ak mesures yu bees yi président andi pour accompagner leen ci seen frais d'exploitation jàpp naa ne dinañu duggaat ci réseau bi bu ñu duggaatee ci réseau bi xaw a normaliser waat tuuti jafe-jafe yooyu soxna si di wax te man signalé guñu ma ko nag mais gëm naa ne bu ko waxee war na mën a nekk dina am saafara. monsieur le ministre sànq wax nañ ci lu bari dañuy jël da ngeen di taral yëf yi maanaam pour nit ñi mun a respecter mesures yi nga xam ne jël ngeen ko waaye seetlu nañ ne saay tamit baax na ci communication pour fexe daal ba nit ñi nga xam ne duñu ragal def. mais dañuy am conscience xam ne lii moo baax ci ñoom baax ci réew mi ñu def loolu est-ce que envisager ngeen maanaam yéen ak association transporteurs yi wala même au niveau de seen département pour def campagne daal bu sensibilisation ba nit ñi gën a xam surtout ñi nga xam ne ñooy transporteurs yi. mais loolu moom depuis très longtemps ñu ngi ci. ñu ngi waxtaan ak ñoom wala ngeen yokk ko bokk. xanaa gën ko yokk gën a te lii ci la bokk. c'est-à-dire di waxtaan ak nit ñi pour ñu xam ne. aaye bi aayewuñu ko pour gaañ leen mais dañ ko aaye pour éviter Sénégal mu am loo xam ne nii dañu koy regretter suba. donc aaye bi looloo ko andi. wax naa la léegi ne la transport clandestin dafa yàgg. mu ngi daw ci biir réseau bi. ñëpp d'accord plus ou moins sax accepté nañu ko. mais nag bu ñu tolloo ci période bii nga xam ne ci la ñu toll. ñu gis jëye bi mu commencé di ko andi ci Ndakaaru ak ci yeneen dëkk yi ñu gis aussi Ndakaaru ni fi yëf yi di tare Touba ni fi yëf yi di tare Thiès ni fi yëf yi di tare te foofu mooy réseau bi gën a mag ci transport clandestin donc bu ñu ko bàyyee mu law musiba dafay am moo tax li ma wax léegi mooy kenn gundu xatalu leen mais li ñu bëgg ñu xam ko dëgg mooy tey wax naa ko léegi su ma njëlbeen wax ku nekk da ngay jàpp sa bopp ne yow yaa war a xeex feebar bi ku nekk da ngay jàpp sa bopp ne yow yaa war a moytul musiba bii Sénégal donc même bu dee metti na da nga ko war a supporter parce que loolu mooy élan patriotique loolu moo tax ma ne transporteurs yi nga xam ne ñu ngi dund ci transport ñoom accepté nañ ko accepté nañu arrêté bi ñu ne nañu arrêté transport de passager transport international de passager dañu arrêté dañ tëj frontières yi gaar yi nekk ci frontière bi yëpp dañu tëj gaar yi gën a mag ñuy ay Kër Ayib et cetera dañu fermé te pourtant gaar yu mag a mag la dem toog seen kër te ñooñu ci transport la ñuy dund ñi dul dund ci transport nag ñoom ñoo continuer di doxal li nga xam ne dañu ko aaye donc loolu moo tax faaw ñu wax ak ñoom ci waxtaan bu am solo sensibiliser leen comme ni nga wax def ay communication mais aussi lu mënul ñàkk quel que soit alpha nit ñi loo mun ci def dina am ñoo xam ne moom du ñu dëppoo ak yoon parce que ut xaalis bi moo leen di gën a jiital seen xel ak seen conscience patriotique donc loolu moo tax faaw ñaar yëpp am waxtaan bi day am mais aussi bu jaree daan aussi ñu def daan yi
monsieur le ministre xam nañ ne tamit dañoo jox nu mu tudd importance bu mag a mag gestion sanitaire bi maanaam jël ay matuwaay pour que ñi nga xam ne dañoo feebar suñ demee hôpital fekk fa fekk fa condition yoo xam ne danañ leen mën a jël en charge sérieusement pour mën a daan feebar bi te loolu alhamdulilahi rabbil alamin ay résultats ñu ngi ciy am matuwaay tamit yéen koy jël fi mu nekk sax wax ngeen ko da ngeen renforcer mesures yi pour que mesures yi nga xam ne jël nañ ko ci cadre état d'urgence bi pour wàllante bi dakk pour loolu am waaye est-ce que xalaatoo leen ne jot na quand même pour ngeen liggéey en synergie maanaam ngeen liggéeyandoo yéen ñëpp yéen ak mairie yi ak organisation yi nekk ci suuf ñu nekk ci biir goxaan yi pour ñu yokk communication maanaam pour nit ñi mun a gën a xam li xew pour ñu gën a mun a nangu def ay sacrifice waaw ñu ngi ci xanaa dañuy gën a dolli rek ndax boo seetloo léegi communication moom daanaka Covid la rek lépp moom la ñuy wax ñi ci xam ak ñi ci xamut ñëpp ci Covid bi tey lii wane na sax ci biir jëflante yi communication boo xam ne bii gën naa am diggante autorité administrative yi ak autorité territoriale yi nga xam ne lu ci bëri daan fenqaloo rek même actuellement ci communication bi tey de plus en plus marché yi ñu jël décision yëpp commerçant yi ci moom dañ ciy ànd parce que ñi ngi comprendre au départ c'était pas évident parce que au départ nit ñi dañuy jàkkaaroon ne feebar bi du fi yegg si bu leen fàtte yàggul on est y a moins de 2 mois jàppoon na ne feebar bi du ñëw ci ñun jàppoon na ne nit ku ñuul dafa immunisé parce que chaque jour moom la gars yi commencé woon di wax ndax ñun feebar du ñu dal mais en vérité feebar dañuy dal en vérité feebar daf ñuy rey au départ nit ñi ngi doon werante danañ dal waaye du ñu rey léegi ñu ngi commencé rey gars yi ngi gis ñu ngi wàññi ñu ngi ci 9 donc nañu góorgóorlu xam ne personne n'est à l'abri parce que nag feebar bu dul rey bu ñàkkee rey ñële ñu ëpp ñu moyen ëpp ñuy fajukaay parce que tey jii ñun ñëpp kenn ku ci nekk ku ci feebar ba jaaxle da nga la nga daan xalaat mooy dem Europe la nga daan xalaat boo amee ku la yóbbu mooy dem Europe wala nga dem Amérique faju ci tey bu nee ba ñooñu ñu gis leen ñuy dee par centaine wala par milliers ci benn bés ñu xam ne kon attention feebar bi dafay rey donc bu yëgsee ci ñun am na ñoo xam ne ñii ils avaient prédit déjà l'hécatombe en Afrique parce que li tax ñu waxoon ko waxuñ ne parce que ay noir lañ parce que dañoo jàpp ne feebar la mu laaj ci ay jumtukaay Afrique amuñu ko c'est-à-dire que tey yàlla suturaal nañu ba tey barewuñu ay nit ñoo xam ne ñii dañoo soxla assistance respiratoire ci li gars yi wax peut-être ci seen jargon ay lits chauds maanaam li yoo xam ne il faut jaar di la assister pour que mais le plus souvent cas yi ñu am yi ci ëpp yëpp cas symptomatique la ñu lay faj ba baa ngay wér donc ñun amuñ yooyu jumtuwaay déjà ministre bi wax dëgg yàlla ministre de la santé au départ dégg ngeen def ne woon li ma am nañ 5 téeméeri lal bu ngeen xoolee déjà daanaka ñi fa nekk ci lal yi tey mat nañ loolu entre temps yokku na parce que entre temps yokku na tey amaat nañ potentiel am na lal yoo xam ne kenn occupé gu ko waaye lal yi gën a compliqué fi mu toll nii ba léegi bëriwul ñu fa ne donc li tax ñuy bañ muy bari mooy bu baree lool mën nañ am jaaxle ci lal yooyu le maanaam lal yi nga xam ne da nga fa soxla rek jox la garab nga naan dafa soxla ñu lay assister dafa soxla yeneen mooy li ñuy wax machine yeeg yooyu yëpp te loolu yàgguñ foofu donc vraiment il faut ñu gën a sensibiliser gën a communiquer ci nit ñi ne wax leen le lii nii kenn ku ne xam ne ne boo ci kooku solee ne mënoo nekk à l'aise comme avant waaye da nga ko war a def parce que bu ma jàpp naan su ma ko defee mooy aar ki ma jàkkaarloo moo may aar également donc loolu am na solo il faut nit ñi comprendre ko duñ ko def rek du luxe rafetul waaye dañ ko war a def parce que moo ñu aar ba yàlla def ñu gën a xam feebar bi wala boog yàlla jëlee ko fi jàpp naa ne loolu il faut ñu def ko donc communication bi war na ñëpp ñu xam ne lii du ay caaxaan. parce que lu tax ñu wax nag communication peut-être ñu yokk ko support yi bëri na am na ba tey sax am na ñoo xam ne dañu yaakaar ne feebar bi amul dañuy wax rek donte ne comme ni nga ko waxee ñu ngi gis ay nit di dee di feebar ay nekk ay centaines ak milliers. waaye jàpp naa ne ñi lay wax ñoo ñëpp noonu. kenn du ci dem hôpital di seet gu feebar. corona. fi mu doon nii gisoo fi kenn ku fi jógum ne damaa ngi seeti ku dem feebar corona ay waxi kese fi am nit ñi gëm nañ ne am na. kon boog léegi waaye suñ ko yokkee rek comme ni ñuy defee pendant campagne électorale bi ay rajo ay oto yooyu taxaw ci buntu marché di wax ak nit ñi. loolu sax am na ñu ko xalaatoon man au départ man am na ñu mu ci tere. parce que Sénégal moom foo tëgg ndënd nit ñi fekk la fa. loolu moo tax may leen loolu moom jël leen beneen moyen de communication parce que gannaaw dañuy bañ rassemblement. musique
ak tama moom fu mu yëkkati rek surtout ndaw yi dañ lay fekk moo tax ma ne woon au départ bi ñu ma ko waxee ma ne bu mu am. waaw fekk amul tama fekk ab rajo rek wax pour wax ak nit ñi. jërëjëf defe naa jërëjëf maître Oumar Youm ci déplacement bi jërëjëf ministre de l'intérieur monsieur Aly Ngouille Ndiaye ci déplacement bi waxtu bu ñu amoon jeex na fii la ñuy taxawandi di jaajëfal sunu ñaari gan yi comme ni ma ko waxee monsieur le ministre Aly Ngouille Ndiaye ak maître Oumar Youm ak yéen ñi nga xam ne doon toog seen kër dañu seytaan di jaajëfal itam ñii ñu dimbali préparer émission bi Issa Touré Bellissi René Massigal Diouf di leen jox dig daje beneen yoon incha allah waaye rek balaa ñuy bàyyi rek ñu fàttali leen rek lu am solo feebar bi mu ngi wéy di law cas communautaire yi di yokk lan la ñu war a def mooy raxas sunu loxo saa su ne ak saabu di sol masque bi képp koo xam ne da ngay tisooli nga tisooli ci sa loxo su nekkee ne amoo mouchoir papier soo ko tisooli ba pare sànni ko ci biir mbalit bi loolu moom moo ñuy aar fexe ba nga xam ne virus bi dootul laal kenn ñu delluwaat fi ñu nekkoon ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax di leen dig daje beneen yoon incha allah asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakaatu.